asalaamaaleykum mbokki internet du ñuy teewlu sur Seneweb TV seneweb.com dal leen ak jàmm encore une fois ñu am mbégte di feggu ak yéen saa su ne comme ni ñu koy defee rek nee naa la fii mooy siège bi di Kër Zeyna boo ñëwee rek dañ lay dalal ñu daal di waxtaanee lu bëree bëri rawatina nag exclusivité yi nga xam ni dañu koy daal di am ci ñi nga xam ni mun nañu wax ni actuellement dañuy def à la une des réseaux sociaux di def à la une ci site internet yi ci Sénégal ak ci àdduna partout su ma leen ko waxee rek seen xel war naa dem ci le grand Tange Tandian mi nga xam ni sénégalais yi miin na ko miin nañ ko lu ci bëree bëri ci ay sorties médiatiques yi nga xam ne da koy def laataa ñuy dugg ci waxtaan bi dañu koy bàyyi rek taalibe Serigne Saliou bi mu daal di nuyoo ak internet du ñuy seetaan Tange. maa ngi lay ziar. nañu nuyoog li ba l'islam sosoo ba tey. maa la ko wax. ba l'islam sosoo ba tey. li Serigne Saliou defar ci nit mësu koo defar ci àddina. mastam ay sekk. sant sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou ñu ngi jëm ci màggal nekk ci safar di sant képp kuy doomu aadama di la gërëm di la ñaanal yàlla defal la jàmm fépp fi nga toog di ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm am mbégte contentement toogaat ak yow comme danga may siif ñëpp may woo mais bëgguma def interview mais yow xaw ma ni ma lay def. wala may dara ndax sëriñ Saliou laa lay jaar foofu laa lay jaar. ku ñu bokk ki ñu bokk la dañu bokk koo xamante ne mënuñu ko séddoo muy suñu aduna di suñu àllaaxira di suñu kanam di suñu ginnaaw di suñu ndeydoor di suñu càmmooñ donc kenn du Serigne Saliou si ñun jërëjëf Zeyna. alors ñu dalalaat la encore une fois fii ci Seneweb sa kër la salaam sa frère la saa su ne lu ñu koy waxee rek buñ la soxlaa nga bàyyi lépp daw si ñëw naam sax jamono ji jàmp na ndax ku xam Tange xam taalibe Serigne Saliou nekk ci wàccaay màggal gi déjà ñu wax ci loolu béggalante ci Serigne Saliou Tange bu Sénégal yëpp àdduna yëpp ne Serigne Saliou sa xel dem ci yow cër boobu nan nga koy dundee saa su ne rawatina nag ñu jëm ci màggal. waa Zeyna mooy li nga ko waxee rek xam nga ñun ay taalibe murid lañu. ñun dañoo jokk ci Serigne Touba Khadimu Rasoul yàlla mooy tànn jaamam juddale ko fu ko neex tànnal ko ci tarixa bu ko neex yàlla boole ñu ci njabootu Serigne Touba bi ñu yàlla boole ci njabootu Serigne Touba nag man mi yàlla boole ma ci njabootu Serigne Saliou Mbacké ndaxte Serigne Saliou ba ma koy xam xaw ma sax kuy Serigne Saliou fukki at ak ñett la am ñëw këram ànd ak ay nit ma gis ñi raam di ko nuyu ma taxaw di reetaan si la toog recevoir leen ba pare daal di yónni benn waa ji ñëw woo ma mu ñëw téye sama loxo wàccee ma ci suuf ma toog mu reetaan mu ne ma nit kuy ñuy dégg fa sore nga coow dina bare trop ci yow waaye bul mës a wàcc yoonu dëgg mu tegaat ci ne ma milliard sax suñ ko tegoon dëgg tegu te yoroo loo lekk toppal yoonu dëgg. Serigne Saliou ma wax loolu. bi ma waxee loolu tamit bon xaw ma kuy sëñ Saliou waaye dem naa sama yoon ba jamono di dox ma jébbalu si sëñ Mbàkke Soxna Lo moom laa njëkk jébbalu ñu dem fa màggal dellu siwaat màggal tàkkusaan jot ñëpp toog di ko ziar ba ñuy ziar di ziar mu am ku mu woo kooku ñëw sëgg ci noppam kooku siggi ñëw ci man kooku mi ngi tudd El Hadj Dieng fii la nekkoon na avenue Blaise Diagne ci benn studio photo bi kooku ñëwee mu ne ma sëriñ bi nee na naa la jël ñu dem bi ñu jógee dem ñu ñëw kër sëñ Cheikh Saliou mu yóbbu ma foofu ne ma sëñ bi nee na fii mooy sa kër boobu ba tey nag ma nekk ci keppaaru sëñ Saliou def ko sama xol mu def ma ci sama mu dugal ma ci njabootam ma koy wéyee di def ak moom maanaam daal lépp mbirum sëñ Saliou mënu ma ci soxla daal waaw ndaxte pour man sëñ Saliou mooy sama lépp daal nee naa leen sëñ Saliou man su ma demee ba xalaat ko rek su ma naree def lu bon su ma xalaatee sëñ Saliou retiré waat su ma naree def dara ragal su ma xoolee sëñ Saliou foncé waat ndaxte daray àdduna safu ko woon léppam daf ko jël wàccee ko ci suuf muy taalibe donc ñun ci moom la ñuy jokku ci moom la ñu nekk ñu waajal wàccaayu màggal nag di ñaanal ñëpp dem ci jàmm daw ci jàmm ndànk dal ak jàmm dellu si waat ak jàmm màggal ci jàmm ak salaam ba bépp soxla buñ fa mbébét yóbbu ko fa yàlla na ko suñu borom bi nangul ci barke Xaadimu Rasul moom mi moom bés bi ñu defandoo ko ci jàmm ak salaam dellu si waat ñaanal yàlla defal Sénégal jàmm képp ku yeewoo Sénégal yàlla defal la jàmm. temps saa yu dafay sorti rek coow li dafay bari ci moom rawatina nag jamono ji nga xam ni sa dernière sortie je pense que moo nekk à la une de tous les réseaux moo nekk à la une ci journaux yëpp nga xam ne moom moo nekk di génn mu mel ni kàddu yooyu Serigne Saliou waxoon la ne la dëgg ak lu mu metti wax ko te na nga nekk ci dëgg moo waral kàddu yooyu nga yëkkati ko teg ko ci kii di Ousmane Sonko ak soxnaam soosu di Anna. xam nga da nga wax benn baat boo xamante ni mooy dëgg moomuma ko moomuloo ko yàlla suñu borom moo ko moom muy kàddu nag bu gàtt waaye bu diis ndaxte ñu ko ñemee bari wut ndaxte dafa métti bañ na ba olof Njaay ne dëgg kaani la kooko tox tuuf mu toxoñu Youssou Ndour waaye ci benn waayam ne ku ragal a wéet bul fëgg buntu dëgg mu teg ci su ndox rek doon jóg taxa doon xarit kon ndox du togg jën su jege rek doon taxa doon xarit jege nit su doon ki la jege rek mooy sa xarit
kon ndox du togg jën. kon kàddu boobu dafa doon benn kàddu boo xamante ni soo jëlee sa àdduna nga ne dama sàmmoo pour jël lii jàppal ni ko faa yoo waxee rek coow dina bëri ndaxte ña cay ànd du bëri moo tax Youssou Ndour waxoon ko da nga ciy wéet donc ña ci dul ànd nag ñooy indi coow li mais li am solo maanaam mooy keroog yow mal xiyaam benn baat moom muy baatu dëgg ndaxte dëgg soo amul woon solo du ñu jël dëgg teg ko jël fen teg ko. waaw ndaxte tey soo tooñoon ñi dem di àtte dañuy xool kan moo nekk ci dëgg duñu xool ku nekk ci fen kon nag comme dëgg mooy njëkk te mooy mujj balaa may njëkkee ci fen après di mujjee ci dëgg te maa njëkkee ci dëgg mujj ci dëgg looloo tax ma choisir dëgg di def li may def ginnaaw nag nee nga sa dernière sortie man moom du sama dernière sortie ndaxte. sortie bi nga mujj def jamono ji bu yëngal réew mi. xam naa ni moom journal People laa doon def yàgg naa ko def parce que balaa boobu am na ba ma defoon annoncé benn alerte mu jur coow. xëy na nag bii moo ëpp coow parce que nit ñee ngi ciy wax waaye man ba ma ko waxee laa ci pare ndaxte man nee naa leen su ma taxawee wax dara wax naa li may wax mais juste pour indi benn précision rek parce que tey dafa am benn kàddu boo xamante ne dama ko waxoon te kàddu boobu je crois que ba tey jii mi ngi fii man Tange dama taxaw ne leen Ousmane Sonko moo indi vie privée am ci place publique je le respecte beaucoup man musuma dugg ci vie privée am moo ko soxnaam sama yoon newu ci. waaw donte xam naa soxnaam bu baax maa ko njëkk a xam muy Anna Diamanka parce que magam bu góor maag moom ñoo doon liggéeyandoo station woon de 2009 ba 2012 magam bu góor mooy responsable communication Grand Théâtre defandoo nañu lu nekk ci People yaakaar naa ni 2010 ba ñuy am scandale biir Nirvana ka ñu amaloon scandale magam ju góor jooju moo ñëwoon jël si image yi yàgg dem seen kër te yaakaar naa ne nday awaloo bi ne woon Walf Grand Place jamono ji mu nekk Pikini Production fekkee na lépp boobu site internet amul réseaux sociaux amul kon kooku xam naa ko bu baax a baax su ma ne jabaru Ousmane Sonko man xam naa fi mu juddoo xam naa fi ndeyam dëkk fi baayam dëkk Saara Galaajo la dëkk Kolda à 10 kilomètres de Kolda village bu mu dëkk Moussa Moula Balde moo ko créé Bessel Bass def na fa émission dimanche bi passé ginnaaw loolu la ñëw kër yaayam fii jàmmalaay kon kooku xam naa ko bu baax a baax mais nag dafa am benn kàddu bu ma yëkkati site internet yi am lu ñu bind man lii laa wax. information bi ma lay jox nee na bés bu dellu suul sa buntu kër su dóoree gi ngay njëkk a profité pour photo pour won ko àdduna bi yëpp ana newul sa kër tas ngeen parce que problème mu Adji Sarr moo tax ngeen tas def nga nag deful sama yoon newu ci justice moo koy jóg yaa indi sa problème mu kër tey ci télé bi moo tax ñu leeral askan bi Anna Diamanka jour ba mu njëkkee génn sa kër la ñu xam ne ni génn na sa kër si di bind ko. voilà man dama ko xamal ni que ki muy wax moo taaj reer bi kooku nekkul seen kër ndaxte moom moo toog en plein public jël procureur de la république muy une institution ku xam Bassirou Gueye institution la homme d'état la magistrat la nga taxaw ñëpp ci seetaan nga ne diw moo mën a fen du kàddu yu rafet ca la nga ko wax nag man ma xam dëgg ci ba pare ma bëgg ci dox su boobaa damay doon naafeq mais su ko waxul woon sama yoon newu ci ndaxte dama ne Anna dem na yoonam newul sa kër. information bi nga ko xamee ban at ban moment la woon. dama ne Anna newul sa kër dem na yoonam. site yi nag ñoo bind tas na divorcé wul nit nag mën nga sëy ak nit mu jël ay bagages am dem këram toog fa ñaari at tant que mayoo ko baat tasul musuma taxaw ne may nga ko baat dem na yoonam laa wax. information bi ba ma koy am yaakaar naa ni c'est lendemain sortie Adji Sarr la. ba ma ko amee tamit dafa xëy dem ba mu demee coow li bari ñu négocier ay 18h la ñëwaat dugg ci kër gi. ci même jour bi. ba mu dugg see li fa xew xam naa ko ba mu ñëwee daa dugg ci biir néegam tëju ba mu tëjoo ñoom ñu toog ci saal ba di wax pourtant yor naa site internet yor naa lépp mën naa ci wax manqué téeméeri sorti mën naa ci wax Maria invité na ma Seneweb wax ma ci wax Ousmane Sonko waxuma ci parce que waxul vie privée sama yoon newu ci du ma ko lijjanti c'est un gars que je respecte beaucoup qu'on se dise la vérité ba mu indee vie privée nag bëgg a sëlmal askan bi ndaxte su waxee loolu ëllëg ci biir ñi ko doon wax dana kon askan bi dañuy waxuñu dëgg alors que li askan bi xamoon mooy dëgg waxuñu nag fase na ko voilà li ma wax nag dafa am fu leer fu ma ko teg bi ma ko waxee tamit nee naa ko su dee li ma wax amut defal vidéo bu mu def vidéo man gis naa ñu bari di naan mi ngi këram moo servir diw añ moo servir ndox billaay wallaay téléphone yomb na Tange Tandian yaa ne Anna Diamanka génn na kër Ousmane Sonko Anna foo nekk maa ngi kër Sonko Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen a moom réseaux sociaux yi wane ngeen ko
yéen a moom réseaux sociaux yi wane ngeen ko bu baax a baax samedi laa def émission dimanche gisuma leen lundi gisuma leen mardi gisuma leen ba tey ñu ngi mercredi muy 4 jours looloo gën a yomb parce que Tange li mu wax dëggal wala du dëgg li ko firndeloon lu yomb la parce que lu xew ngeen woote point de presse teg seen caméra am seen site muy jot na léegi presse bi sax doyatu leen seen site ngeen yor seen téeméeri réseaux sociaux bi ma ko waxee tamit pare naa ci dem naa sama yoon léegi nag ay nangam ñoo ci nekk di expliquer dëgg la ak du dëgg ñii naan moo doon servir ceeb ak moo servir ndox sama yoon newu ci man information laa joxe te li tax ma joxe information bi moom moo toog place publique wax dara ba pare jël kàddu bu ñaaw teg ko ci kaw procureur Abdou Karim Xuru Xaq wax na ko nee na ko est-ce que yow ki la wax loolu wax la lu dul dëgg te man déggoon nag koo xamante ni muy procureur di Bassirou Gueye nee na ma kilifa bi ñuy wax bi mu gëjee toog ak moom kenn xamul ñaata at la am naa ci lu ma leer kon donc je crois que affaire bi débat d'idée la jarul saaga jarul xaste jarul xuloo Tange il a le droit de donner l'information comme tout un chacun information bi nag da nga koy gëm wala ñàkk ko gëm Tange nee na leen indi leen firnde est-ce que jox ngeen Tange firnde. est-ce que nekkul tamit nag Tange firnde boobu nga laaj Ousmane Sonko du indi incitation moom tey actuellement muy def coûte que coûte pour dem jëli ndaw si filmer ak moom photo ak moom. waaw xam nga loolu yëpp mën na nekk nit ki dem na nit ki demul man lu ma bëgg a xam dama koy xam nee naa ne je suis un journaliste people d'investigation amul lu ma réer ci àdduna waxuma la Sénégal de ci àdduna lu ma ci bëgg a xam dama koy xam ndaxte tey police d'investigation dafa am seen ay réseau am seen ay sources loolu yëpp xam naa ko mais bëgguma ci avancer parce que frère u Anna di Babacar sama xarit la démb déggante nañu téléphone bon li mu wax rek la famille avant tout li ma ci xam daal mooy waxoon naa ko keroog samedi pare naa ci danaa leen firnde nañ ko indi wala buñ koy indi ndax ñi ngi négocier su ko neexee suba mu négocier mais négociation ñi ngi ci am na ñuy négocier. am na ñuy négocier actuellement. am na ñuy négocier pour dem am na benn homme politique marabout turam S la commencé. nu mu tudd SMS. kooku sëriñ la politicien la. am na beneen professeur sociologue turam F la SS. te tey ay signes nga may jox doo ma jox tur daal. am na keneen koo xamante ni député la. M la F man ci kooku sax laa xamee ni. député MF moom kenn la te xaritu man ki ma jàpp muy député MF Mame Diarra Fam doon xarit ci Ousmane Sonko. man daal loolu laa la wax ñooñu ñëpp dem nañu négocier ji pour indi ko lépp négociation bi pour lan la d'accord na may ko baatam mais nag na ñëw ci këram ba pare mu régler situation politique am yoon may na ko man li may wax naa ko laaj naa firnde le reste sama yoon newu ci. maanaam su ma comprendre mooy jamono ji ay négociation moo am pour ndaw si di Anna delluwaat kër Sonko ba mu régler situation politique am que bu paree dina ko may baatam. moom kay su duggee rek mu won Sénégalais yi Tange li mu waxoon photo vidéo gars yi wax ko ñu ne non Tange waxul dëgg après mu may ko baatam ci suuf kooku génnaat dem yoonam xam nga su boobaa Tange su waxtee kenn du ko gëm. kon vidéo bi ngay laaj ni mën nañ ko xaar à tout moment. chaque jour mën na génn. vidéo bi kañ laa ko laaj samedi. gisuma ko dimanche. gisuma ko lundi. gisuma ko mardi. gisuma ko mercredi te pourtant réseaux sociaux yi ñoom ñëpp a ngi fa de. vidéo yëpp a ngi fa di attaqué rek di attaqué. voilà kon kay jeex na. ñu bari nee nañ Tange dafa am lu mu jàppal Ousmane Sonko wala sax nit ñi dañu ko yabal ñu bari sax ñu ngi tuumal ni état bi ñoo la daal di fay yabal la ci Ousmane Sonko pour nga yàq ko lu mel ni xamee ngir waa Pastef ak ñi ko bëgg génn ci moom ndax nag ay coowal jigéen peut-être mën na ko yàqal lu bari. xam nga Olof Ndiaye dafa am lu mu wax man je suis un journaliste Ousmane Sonko est un politicien libre d'être un politicien c'est un Sénégalais lu ko neex choix bu ko neex mu def ko. Pape Alé Niang lu mu fi yàqul nit ñi amul Pape Alé Niang lu mu fi yàqul état Macky Sall amul Pape Alé Niang ñaata révélation la fi def ay investigation ci ay dossiers yoo xamante ni OFNAC la muy ay dossiers sensés yoo xamante ni amul beneen journaliste bu ko am et pourtant Pape Alé Niang toog na Sud FM ne Ousmane Sonko suma xarit la dem na ba Dakar Matin balaa muy tudd Dakar Matin site bu mu njëkkoon nekk en 2017 ñu ngi toog Paris El Hadj Mafali Kane yaa ngi may dégg ñun xam nañu site bu nekk kan moo ko enregistré on a su que Ousmane Sonko moo ko enregistré boobu Ousmane Sonko eggul fii et pourtant day def ay révélation pourquoi waa état bi toog mësuñu toog ñu ne Pape Alé Ousmane Sonko moo ko yónni pourquoi tey waa Ousmane Sonko toog ne état bi ñoo ma yónni lu tax parce que kon ñoom dañuy yónniwaate nit ki nag nee nañu li ngay def rek moom ngay seedal say morom man ce que j'ai fait wax naa leen ko je crois ci vidéo bi point de presse la Y'en a marre moo ko organisé di un mouvement citoyen ay activistes ñu jàpp seen ñaari ñooñ
donte fauté nañu def nañu flagrant délit mais nit ki sooy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ba muy neex ànd ak moom ci ba muy métti tolof dal na leen am nañu plein droit def benn point de presse wala ni que ñi ngi soutenir ñooñu comme man mii ni ma leen di soutenir ni ma ko waxee woon rek c'est des gens yoo xamante ni musuma leen xam ci leneen Simon je le connais nit ku yaru la nit ku am diine la nit ku respecté nit ñi la xëy na nag juum na nit ku dul juum amul man li leen dal mën na ma dal mën na dal keneen mën na dal keneen sama pire ennemi man yéenewu ma ko prison ñu yem ci point de presse bi mu yem foofu mais moom moo ñëw indi vie privée ba pare di accuser un procureur de la République mais le procureur c'est une institution la ñun suñu demee ba suñu doomu réew di saaga suñu institution suba beneen étranger su saagee suñu institution est-ce que ñun qu'est-ce qu'on va dire il faut d'abord nga bëgg a Sénégal respecter Sénégal man loolu laa bëgg a wane xam nga souvent damay dégg patriote un patriote c'est quelqu'un qui aime son pays c'est quelqu'un qui aime sa nation c'est quelqu'un qui défend les couleurs de son pays mais tey un patriote foo toog saaga say institution justice baaxul assemblée baaxul lii baaxul lii nangam nga saaga international bi di ko dégg mais qui va respecter le Sénégal je crois que c'est pas un esprit de patriote donc nit ku nekk am na xalaatam am nga gis-gisam tey ni nga toogee ba gis sama sortie nga xalaat ni Tange bi war naa ko waxtaan ak moom man it noonu laay amee sama xalaat toog def samay analyse def samay chronique je crois que la vie ça se résume en une simple expression bu ñu intimider bu leen ñu intimider gis nga li xewoon ci jamonoy Hitler jël benn minorité de nit ñi terroriser nit ñi loolu la sénégalais yi jàppoon xam nga dafa am ñoo xamante ni peut-être xëy na saaga dafa leen diis ci ñoom wala ku dem ci réseaux sociaux def vidéo dafa diis ci ñoom te léegi dafa yomb xëy suba xëyoo gontoo amoo dépense amoo dara yor sa téléphone def sa benn live mbelelelelelelele waaye ñu am jot ñoo koy def am ñoo xamante ni dañu ragal loolu man nag yaakaar naa ni bi ma juddoo ba tey nee naa leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa jokk amul lu mu déggul te moo doon gën di mbindeef su yàlla su ko neexoon li muy dégg yooyu yëpp mu teggil ko mais bu yàlla su la wàccee ci suuf ci la combat ji commencé kon da ngay dégg li la neex dégg li la naqadi jàppal ni que nag oto mbalit bu taxaw fële wala pollu mbalit kenn du xool di ko lijjanti loo wax ci Tange dafa fekk Tange romb la oto ba ci kanam la ñuy corné sama nekkoon ci ginnaaw su ma waxee sax ay ginnaaw kër la leen di saf mais ndagam su ma waxee da leen di jaral ñuy yuuxu yàq seen connexion jël ay vidéo di ko def je crois que c'est peine perdue li fi Hitler defoon dootu fi amati kenn mënu fi théoriser kenn Sénégal santul Sonko Sénégal santul Sall Sénégal santul Guèye Sénégal santul Mbaye Sénégal la ñun ñëpp a ko bokk on est 16 millions d'habitants ku ci nekk nag am nga parti def li la neex ku ci nekk am nga sañ-sañu taxaw ne dama bëgg a nekk président de la République du Sénégal mais il faut respecter les Sénégalais et nous donner un discours cohérent man discours bi may dégg dama koy déglu analyser ko su ma doyee ma ànd ci su ma doyul du ma ci ànd Abdou Karim Gueye yaakaar naa ni Ousmane Sonko la gën a jógee ka état bi li ma wax moom moo génnaat confirmer la même chose ne leen Ousmane Sonko kenn waxu ko dëgg ñiy ànd ak moom waxuñu ko dëgg léegi Abdou Karim Gueye lan la état bi moo ko fay lu tax ñu ne état bi moom fay parce que ñoom ñi ngi fay seen ay nit jël benn nit dañ foog jàpp ni ñoom li ñuy def rek la ñu koy tuumal état bi mais jeex na ñoom li ñuy def la parce que ñiy commenter c'est des gens yoo xamante ni ñoom ñooy jënd connexion jox leen benn nit ñun démb on l'a vérifié dañu gis 8 commentaires ci benn vidéo tur yi bokkul mais même chose la bind maanaam copier-coller on est des techniciens 8 comptes yoo xamante ni benn nit moo ko yor on est des techniciens en informatique ba ñu xooli jee 8 commentaires yëpp benn adresse IP la maanaam benn iPad bi commenté benn boobu moo commenté wit yëpp ubbi sa compte bi Fatou Ndiaye commenté tëj compte boobu ubbi Aïda Sarr commenté tëj compte boobu Djibril Sarr commenté ñu foog ni Ousmane Sonko dafa am nag dañ koo yàgg jiiñ kii di Ousmane Sonko wax nañ ne ñi maanaam propagande bi am ci réseaux sociaux yeeg coow lu bari ñiy dégg ci réseau motuñu sax 100 personnes yoo xamante ni ñoo koy def ay benn nit ñooy yor ay 20 comptes lu rumeur yu yàgg daw la ci biir Sénégal waaw da doon rumeur la woon man maa leen koy confirmer démb ñun on l'a vérifié gis nañ ko bu baax ci benn waay bu tudd Issa Diène adresse IPM traqué nañ ko ba xam pal la fi mu commenté sax xam nañ ko immeuble bi mu commenté xam nañ ko donc nañu jàpp ni Sénégal nit ñi dañoo yeewu suñu foogee ni ñoom ñoo fi nekk mën a terroriser nit ñi ñi ngi nax seen bopp c'est une minorité man Tange Tandian yàlla bindoogul mbindeef ci kaw aduna ci suuf boo xamante ni mën nga ma terroriser wala wax ma lu dul dëgg wala bëgg maa manipuler ma ci nangu sama bakken bi joxe naa ko addiya sëñ Saliou Mbacké ci su ma gisee loo xamante ni du dëgg te nemu ma ko wax je suis prêt à mourir à n'importe quel moment et je suis prêt à affronter benn mbir ma ñor mooy le Sénégal arrêtez de dire Macky Sall à chaque fois ñoom ñu toog di accuser Macky Sall pourquoi ñuy toog di naan Macky Sall moo ko yónni état bi moo ko yónni mais xanaa état bi dafa nekk di yónni waatee
ils n'ont qu'à arrêter nit ki li ngay def bul ko tuumaal doomu aadama tey quand vous dites que vous êtes des patriotes ñun tey dañu ne Sénégal bu bees patriote la ñu wax patriote mooy kan mooy koo xamante ni dafa am loolu liggéeyal sa dëkk un self made man nga dem mais patriote ñoo xamante ni saaga ci réseaux sociaux yi xaste wax te yow soo dajeeg Tange Tandian loo koy wax mais grand jaajëf waay. bi nga waxee léegi. grand jaajëf nga koy wax te soo toogee ci réseaux sociaux yi ngay saaga bi may ñëw fii dañoo bind fii saaga bi ñu ma fi bindal dañoo bind fii Tange góor jigéen la dañoo bind fii Tange day xeesal dañoo bind fii Tange moo sàcc or xaw ma nangam sangam États-Unis ak nangam ça sert à quoi. nga jàpp ni loolu yëpp dañ koo teg sa ndodd rek juste pour déstabiliser la. non jàppuma ko yow sa bopp xam nga ko Ouzin Keita audio boo xamante ni monté nañ ko depuis combien d'années bëgg a pied Ouzin su ngeen dégloo audio bi mais ñuy déglu dañoo yeewu ay waxal Tange nangam waxal Tange nangam mais def naa émission man si sama journal People tegal leen lépp ni mu demee kan moo def audio bi bëgg nañu fexeel Tange mënuñu fexeel Tange dem nañu ba Mali Fara gis fa seen benn sëriñ ñu ne sëriñ bi demal contacter Tange Facebook lu amul seede baaxul waaye yow nga man moom demal contacter Tange Facebook. demal contacter Tange Facebook xam nga man moom si preuve lay dox liiral bonjour Noa excuse du retard moo WhatsApp ma ne ko nii lii laa ko tontu bii xam nga sama WhatsApp la moo nekk noonu. yemul foofu fu mu commencé laa lay wax salut Tange je m'appelle Noa j'habite le village de Malefara en Casamance j'aimerais sérieusement te parler pour ton intérêt merci beaucoup mu tourné waat envoyé ma message je m'appelle Noa village de Malefara en Casamance mon numéro c'est le 77 440 30 84 parewuma bi ma waxee lii man toog naa 6 mois soog a gis message bi lii lan la le 7 décembre 2020 17h52 kañ laa ko tontu jox ko sama numéro WhatsApp le 3 août 2020 minuit 53. bi ma ko joxee numéro WhatsApp bi bon man comme je suis un homme public woo na ma déglu ko mu ne ma man de Mali Fara laa dëkk dañ doon seetaan sa émission 2STV célébrité en ligne ma toog ak benn paa bu am xam-xam dégg sa baat ne ma kii de ku am daraja la waaye foog ñu defar yaram bi foog ñu jàppale ko sang ko pour mu toog bon bi ma ko waxee ma ne ko waa d'accord merci mu ne ma pour nga xam li ma lay wax dëgg la dama lay booleeg ay nit dama lay jox ay numéro téléphone nga laaj leen wool garde corps Aliou Sall. moom waa ji ma wax loolu. ko wax sur jour boobu la am numéro pour ñu wax la ne que xam naa ko. même numéro garde corps Aliou Sall même numéro vrai la jox. moo ma ko jox numéro vrai la mi ngi nii après ma déggante na ak moom mi ngi nii garde corps Aliou Sall Diagne bi ma ko joxee ma woo ko ma ne ko da nga xam mu ne waa si xam naa ko sama benn grand bu baax la Casamance la nekk mu joxaat ma beneen numéro directeur de société bon ñu vérifié ko après ñu toogaat mu ne ma Tange foog nga ñëw Ziguinchor mu insisté quoi ma toogaat xalaat ma ne mais attends man su ma soxlaa sëriñ man maa war a insisté woote mais moom moo may woo chaque jour garaawul ñu toogaat xëy mu ne ma da nga may yónnee 5000 francs non 2000 da nga may yónnee 2000 francs soo ma yónnee 2000 su tisbaar jotee nga ànd ak jàpp 5 heures nga woo ma jël 5000 yónnee ko Orange Money tisbaar jot ma ànd ak jàpp 17 heures ma woo ko mu ne ma paa bi defal na la si ndox la seetalee yow dafa am ñu lay xeex ki lay xeex benn nit ku am tur la artiste la su dul artiste tamit day téye micro da nga doon liggéey ak moom déglul bu baax da nga nekkoon ak moom jabaram dafa xees yow ak jabaram da ngeen amoon liaison bu mat yow ak jabaram da ngeen doon waxtaan mais benn instant dañ la gis nga ànd ak beneen artiste boo xamante ni kooku tamit yàlla may na ko tur papam artiste la léegi ñoom dañu mer ci loolu kooku bay wax am na doom bu góor doom bi tur bu sell la tudd déglu ma rek tur bu sell la tudd ah en tout cas daal tur bu sell la mu demaat ba ci biir mu ne ma ñooñu ñoo lay fexeel ñi ngi def n'importe quoi donc foog nga ñëw fii ñu sang la kërti mu tourné waat ne ma doom jooju su tuddul Mouhamed dina ma jaaxal très bien ma déglu ko bu baax ñu tourné waat mu ne ma fan yii passé am na benn audio boo xamante ne enregistrement def nañ ko ci yow di la booleeg beneen waykat waaw waykat boo xamante ni xawul wér waaw ñi lay tuumaal ay affaire u ñaari tur nee na ma vidéo audio boobu benn xale bu jigéen bu nekk seen kër papam nekkoon fi ministre waaw kooku moo ko def juum na ba pare kooku mi ngi liggéey ci benn télé bu mag léegi pour moom su ma joxee information yi dama naan mais kii lu mu wax dëgg la junj doy na ba na xaram ma taxaw mu ngi wax Wally Seck ak ki di Pape Diouf moom moo wax man sama yoon newu ci bi mu waxee ba pare ma am ku ma ci waxtaanal mu ne ma tey ci listaxaar du juste à 100%
foo ko xamee ma ne ko Facebook mu ne ma dellul Facebook nga xool ma dem Facebook xool ñaata ami en commun la am ak moom muy ñaari ama en commun kenn ki di Babacar Ba mi ma lay wax di frère u Anna Diamanka jabaru Ousmane Sonko keneen ki di beneen producteur du ma tudd turam ma xool discussion ak Babacar yàgg na ma xëy woo Babacar ma ne ko da nga xam diw mu ne ma xaw ma ko de Facebook rek la ma envoyé message ma xool beneen producteur bi ma gis ni que seen discussion dafa récent ma toog am sama beneen paa boo xamante ni ma woo ko expliqué ko mu ne ma jox ma lépp ma jox mu ne ma bàyyil ba guddi ma wax la ma xëy mu ne ma kii de bos boo fa demoon da lay sànq fekk bi mu defee li saxaar pare nee na ma jëndal ginaar nga togg ko ceebu yàpp nga jël ginaar yi teg ko ci suuf suul ci ceeb bi léegi nag soo ko defee ba pare suba fexeel nga jël premier avion ñëw Ziguinchor soo ñëwee dinaa la jox benn garab boo xamante ni da ngay taxaw sa kër ba miir bi kawee nga tàllal sa làmmiñ bën na ko dugal ko ci nga suul ko nee na ko yow fu nekk lañ lay dégg ma am sama paa bu garaaw bu ñu fàttee ni que nag doomu saraxule la tànjam Fatama amali wuri bàmmi kame surtout xaasunke la Moussa xeex bi yemul sax si zaaya dafa dem ci baatin. surtout xaasunke la Moussa Coulibaly mooy sama maam surtout Tim Ndoy la ma ca Bargny am parti ci lébu surtout Walker Seck la ma ca Guet Ndar sama paa bi xool ko mu ne ma ñii de dañoo bëgg a tëj sa làmmiñ ba faw ba dootoo xeeñati dara ci àdduna waxuma ko dara si laa dem tontuwuma ko bloqué ko maa ko bloqué de mooy message yooyu nga doon gis bi ma ko bloqué léegi bi ma ko bloqué le 19 août 2020 Tandian je suis un fils manding je vois jamais je mens jamais je suis allé en brousse circoncision masculine manding pendant 6 mois si je parle avec une personne le matin s'il change le soir je sais les bonnes personnes ont des ennemis mais c'est pas important je vous respecte et salue man waxuma de mooy wax salut Tandian quelqu'un t'a donné de mauvaises informations sur ma personne mais rassurez-vous qu'un enfant manding ne connaît que le bien ou bien du bien shukran ba léegi tontu ma ko. moom ci boppam mi waxoon loolu moo tourné waat di envoyé message. moom ba léegi waxuma ko dara bi loolu amee pare naa ci donc suñu ma nee audio Ouzin Keita xam naa fi mu jógee ndaxte sëriñ bi waxoon na ma ko ba wax ma xale bu jigéen bi papam ancien ministre la woon mi ngi liggéey ci benn télé dofuma. loolu bi nga ko vérifié information bu vrai la. dafa jar bañ fi demee Las Vegas octobre ñu toog ba décembre Amina Caga Cincinnati bi. Amina Caga Cincinnati woote 2STV ne Tange moo sàcc sama or ba pare taxaw di waat ci kaamil nga ne ci kër boo xamante ni Tange moo fa nekkoon guy gi Njuga Caam Gomis nga nekk fa ak ñeenti nit soirée bu jeex dimanche lundi nga xëy yeewu yow dimanche nga yeewu bi nga yeewoo dimanche ñu toog ba 17h ñun ñëpp ñu àndandoo dem kër moo géet ba ñu jógee kër moo géet wooñu ñu àndandoo dem kër ñoom Saneex foofu lañ doon tourner seen émission Ngonnal ñu jógee kër ñoom Saneex dellu kër ñoom moo géet di def xawaare ba 2h du matin ñuy ñibbisi suñu kër parce que ñu nag moo géet fi ñu dëkkoon bokkul dimanche la soirée bi jeex na moom nee na bu mu jógee soirée la tekki oram dimanche la mooy soirée bi lundi ñu nekk kër moo géet ba 2h du matin taal suñu oto di ñibbisi Amina bëgg ñu rey si yoon bi ma ne ko gaareel mu gaare ma jël caabi bi nee na xaw ma biiram mooy métti xaw ma day miir boobu nekk na kër moo géet di tux yàmbaam yu dul jeex balaa loolu suñu kër bu ñu nekkoon wool guy gi nga interview rek nga laaj ko ndax Amina fëgg ko ñaari yoon ci néegam ay góor fu ñu dëkk yow jigéen kese nga ñëw sol sa slip sa maillot de bain nga bàyyi ba nit ñi dugg nga fëgg guy gi ne la lan la nga ne ko j'ai envie de toi mun la saawaay lii indiwu ma fi mu woole di la conseiller boobu doyu la ñu toogaat diggu bëccëg 3h ñëpp di nelaw nga dem sol sa slip bu bëla sa maillot de bain fekk ma toog fële di tux sama chicha man ku ma xam-xam ne damay tux chicha adduna yëpp ak xam lu ma nëbbul yàlla du ma ko nëbb doomu aadama sama kër yëpp ay chicha la voilà nga tourné dugal sa loxo ci ndox bi nga ne ndox bi dafa sedd ba léegi tontuwuma la ku la fa tontu Allah sekk moo la tontu nga xam ne Tange ngi tox chicha mi ngi concentré wu ci ordinateur am di liggéey nga demaat ndànk fëgg guy gi mu ne la lan la nga ne ko ubbee rek j'ai envie de toi guy gi ne la Amina man damay am combat dama ñëw yii indiwuma fi xale bu ndaw nga moytul si yii loolu gàcce boobu dal la parce que xam nga ni Tange journaliste la est-ce que Tange yégul lii Tange mën na ma waxal nga ne xaaral ma sosol ko pourquoi tudduwul Njuga Caam moom néegam ak néegu Njuga Caam ñoo taqaloo woon ak jabaram Gomis mi ngi woon ci biir kër gi guy gi mi ngi ci biir kër gi man maa ngi ci biir kër gi yow nga xëy mardi nga ñibbi Las Vegas ay vers midi octobre novembre décembre nga woote télé nga ne Tange moo sàcc sama or dama ci am firnde yu leer États-Unis lañ la sàccee loola tere dem police porter plainte dëkku loi la
ñu woo Tange ñu ne firnde yi nga am waxu ci na nga dem ci benn immigré nga ne da ngay def live barki alxuraanu karim Arabie Saoudite laa nekk milliardaire nga ab caga boo xamante ni yaa ngi États-Unis fu événement am yaa ngi gàddu sa saak dem xooli góor ñi fu ñu nekk barki démb la kuy nu mu tudd Ahmed Fofana organisé sargal jigéen Cincinnati nga dëkk kenn invité wu la nga ñëw fa Las Vegas ba ñu nekkoon kenn invité wu la Sankara Mbaye nga gis snabam nga ñëw fa bi nga ñëwee Sankara mi ngi dëkk kër moo géet Sankara moo bàyyi ba minuit ne Gomis seen kër desul benn néeg nga yóbbul ma fa ray bi ray bi nga yóbbul ma ko fa ñëpp di utiliser ray bi rek la wax nga yóbbul ma ko fa Gomis indi ma ne ko Gomis da ngaa bëgg dóor ci xale bi rek mu ne ma non Sankara moo ma ko jox xam nga man soo bàyyiwul di ma attaqué dëgg laay wax loolu passé nga xool ni que Tange mooy journaliste bi moo siiw nga ànd ak say collaborateur yow xam nga ci dara ñooñu ñëw nañu après baalu ma àq ñu toog guy gi bi nga wootee 2STV guy gi woo la ne li nga def nag nga ne man de diw moo ma woo jox ma numéro 2STV kooku ay waxam fu mu tàq Arabie Saoudite nga ne woon lan nga nekkee woon Arabie Saoudite ndox naa leen ko keroog yaayam tëdd na ñaari yoon camp pénal xale yu jigéen yu ñu doon jaay Arabie Saoudite ñi leen di traité ñoom mbay ak ñooy yaayam moo leen doon jël fii di leen yóbbu di leen jaay mu boole waale ko ci yóbbu ko mu daje fak benn waay bu am xaalis waa ji takk ko mu triandé waa ji mi ngi Sénégal léegi moom ci la lijjantee ba am nekk États-Unis clandestin la amagul citizen su amoon citizen mu ngi jaabante Ndakaaru seen kër Gueule Tapée dañ ko hypothéqué ku am ay or wax dëgg yàlla yu bëri ke xam nga bu muy def live am dafa génne ay or boobu dem nañ ko préparé woo nañu émigré ba xaar ba ngoon dem abbi ji ay bijoux. émigré ba doo tudd turam. ah non garaawul du ma tudd turam. comme daa ñëw baalu àq dañu bàyyi noonu. non du émigré boobu dama ne mu dem ci benn live benn waaye quoi di naan barke Serigne Saliou yal naa dee torox nangam sangam taasama nangam. ab caga yow nga jógee foofu papam moo doon chauffeur Idrissa Seck. su ngeen wooy papay xel bi moo doon chauffeur Idrissa Seck moo yóbbuwoon Idrissa Seck Arabie Saoudite wutal yaayam ak papam ñoom ñu def ko commerce yaayam tëj nañ ko ñaari yoon camp pénal kooku dafa am or bu mu jaay bu ñu koy sàccal loolu dafa ma saf nañu waxante dëgg Sénégal man damaa judd ci wurus judd ci ngalam ku ma xam-xam na ma tànjam Fatama laa sant Amady wuri bammi kame maa ni Paris laajal tukulóor lan mooy kame mooy wurus ak ngalam donc kooku su ngeen taxawee dem wuti ay vidéo am teg ko di naan ay Tange nangam sangam c'est des balivernes nañu waxtaan wax dëgg xam nga Sénégal suñu amoon dara ci man ñoom ñuy def lan la ñuy jëli ci audio Ouzin Keita lan lañ jëli waxu ndaw si su ngeen amoon dara ci man da ngeen koy teg. mu mel ne intimidation yi sax tey la gën a yees ndax bi nga defee sorti ci Ousmane Sonko Tange a reçu des menaces ci d'après information yu ñu jot. waaw démb daal am na ñaar ñu ma woo di ma jéem a intimider waaye yaakaar naa ni dootuñu ko defati su dee dañuy foog ni que Tange dafa bokk ci ñu nu mu tudd golo yooyu. nekk foofu ci réseaux sociaux yi xaw ma ay patriotes lañu xaw ma Pastef la ñu bokk naan ñoom ñooy nekk di def laay di ma intimider dañuy jàpp ni c'est peine perdue amul lu ma ragal su sama àdduna gis nga sama dund bi dama jël sama bakken def ko addiya sëñ Saliou ngir défendre la vérité man ki may xoqatal juddoogul man ku may tiital juddoogul lenn laa gëm mooy le respect ku ma respecté ma jox la cër ku ma respecté wul na ma wax la sama liggéey nag amul ku ma ko mën a tere 2013 laa ko fi def 100% people coow li ne tàng ma bàyyi ko 9 mois laa ko bàyyi 2013 ba 2021 fu ñu waxee people tudd Tange du man yàlla la sant leen yàlla la. fu mu toll nii Tange ragalul viom nekk am ay menaces de mort fu mu jóg tey est-ce que amoo benn xoqatal wala benn tiit boo xamante ni yaa ngi koy tiit ndax nag quoi qu'on puisse dire pexe yi bari na ci ku ne kenn ku ci nekk yaa ngi xam ne da nga nekk ci presse di dindi ay propos yoo xamante ni yaa ngi koy tekk bu ci rawatina bi nga mën nii. Zeyna ragal nga wax de dama am ñeenti garde corps la am sama kanam Serigne Saliou mi ngi fa sama gannaaw Serigne Saliou mi ngi fa sama ndeyjoor Serigne Saliou mi ngi fa sama càmmoñ Serigne Saliou mi ngi fa sama pegg sama ñaanu waajur mi ngi fa su dee am na lu may tiit sama àdduna man kan moo may menacé on est dans un pays de droit soo demee bay menacé nit mais lu tax ngay menacé nit ki dama la waxal lu dul dëgg am nañu yoon am nañu justice demal porter ma plainte menace la lay ragal man xam nga ni ragal juddoowul suñu askan man ku yaakaar ni que mën nga ma freiner c'est peine perdue ce que je dois dire je le dis haut et fort dëgg laay défendre te dëgg laay xëy di défendre ba keroog may sàngoo suuf lu waay neex nag waxal xam nga man nee naa la ba may dugg fii saaga dugg fii lan moo fi nekk allahu yàlla laa gëm Serigne Touba Khadimou Rasoul Serigne Saliou Mbacké inside my heart forever Serigne Saliou sama biir xol ba keroog may dee kon donc man awma lu may tiit awma lu may ragal dëgg laay défendre la vérité je suis pas opportuniste intérêt taxumaa jóg su doon alalu aduna moo ma taxoon jóg yaakaar naa ni jamonoy PDS laay am alal gis naa fi lu nekk man dama dund ci yooyu
man dama judd fi ma war a juddoo ñu yar ma fi ma yare may self made man 2012 laa créé sama société 2014 ma jënd beneen site muy VIP People 2019 ma créé waat beneen site yor ay employés di leen fay di fay impôt di fay taxe di participer ci réew mi yor sama xaalis di dimbale jaamu yàlla yi gis nga xaalis bii ñu yor di ko jox gars yi ñu koy jëndee connexion di saaga ñun bañ ko dajalee ba mu mat dañ ko jël yóbbu ko màggal Touba jaamu yàlla yi dund ci sëñ Mountakha Bassirou tàllal suñu loxo mu defal ñu ñaan. macha allah bu loolu weesoo it coow li nga xam ni moo juddu jamono ji muy wax jooju nga xam ni wax nga ko ci Sonko ak soxnaam dafa nag yee ay réaction yu bari bi may njëkk rek mooy bu nit dof fi nga toog nii la toog daal di ci yëkkati ay kàddu wax ci lu ko neex Tange na bàyyi Sonko et cetera bi nga gisee sotti nit dof bi lan la def Tange. Mor Talla Gueye sama frère Mor Talla maa ngi lay nuyu waay mon ami mon frère. non kooku suma xarit la suma frère du sama xarit sax parce que la fi wax yëpp non su ma nee suma xarit la sax sénégalais naan hypocrite la parce que suma xarit donc on se fréquente pas xam naa ko nag bu yàgg bon dama ko doon gis Paris parce que producteur am laa gënoon xamante mais moom xëy na xamuma woon man foofu laa ko xamee xëy na nag moom balaa muy def émission sax dimanche bi déggante nañu émission bi samedi laa ko def dimanche ci guddi woo na ma téléphone li jënt ma numéro woo ma ñu waxtaan muy nit ku correct nit ku posé mu joxe ay argument ma joxe samay argument muy un débat d'idées ba ñu xëyee ñëw na Seneweb bu mu ñëwee Seneweb fii def fi benn interview bu mu defee interview je crois que man sama bopp maa ko yónnee sax bi ma gisee parti bu mu wax donc pour wax la ni ko on n'est pas des ennemis mi ngi nii maa ko yónnee voilà bi ma ko yónnee après ñu am ci débat mu jox ma argument ma jox ko sama argument mais je le comprends moom rappeur la il est intelligent day bind ay textes yu intelligent di woy lu am solo organiser fi ay affaires yu bare mais am na choix am il est libre farak ki ko neex comme ni mu ko waxee changement la ñu bëgg ma ne ko ñun ñëpp changement la ñu bëgg mais ku nekk yaay xool fi la neex tey nag dëgg la sa leader soo ko bëggee nga dégg benn affaire ci moom mu leer na la que lii arrangé wu ko nit ku nekk xool day sot moo tax ma ne ko bi ñuy waxtaan ma ne ko xool nga waxee mais waxoo wax xel mais c'est quelqu'un de posé ñuy waxtaan bu baax a baax gis nga. mel ni sotti bi daf koo def ba pare mel ne lu ci am regret. parce que dafa def sotti pare après ngeen am benn discussion. comprendre woon parce que xam soo nee comprendre pour moom Ousmane Sonko rek laa wax xam nga mooy li ma Sénégal dañuy dégg ne tëll mu ne damm na bu mu demee ba déggu ni que député yi ñu tiwmal muy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ci affaire passeport diplomatique laa njëkk a attaqué kon ku Macky Sall fay doo attaqué ñooñu Bougazeli laa njëkk a attaqué Amadou Sall problème ak Pape Samba Badiane bi expert auto laa njëkk a duggee ba mu gisee loolu mën naa la déglul audio bi ma wax. je le salue te sincèrement foofu la ñëpp di xaar sénégalais nga yàgg nga si milieu bi kenn ëpp le droit pour def people wala nga def ay analyse sincèrement parler du moment que c'est du côté de la vérité des analyses yoo xamante ni nit amul lu mu ciy teg franchement parler amul ku la gën a yaay ci def ko parce que xam nga milieu bi xam nga lii am nga ay contact war ngaa mën am ay contact pour am les informations qu'il faut loolu moom su amee sénégalais bu ci àndut ak yow man day xaw ma mais de sérieusement man. léegi mën nañu dégluwaat bi. en tout cas man moom respect par rapport ak vraiment waaw taxawaay bii nii ak discours bi ak véracité bi loolu laa man de loolu laa xam quoi sérieusement su may jàpp ci nit aussi loolu laa koy jàppe te man j'apprécie ce que tu viens de faire et ce que tu viens de dire tu vois et sincèrement li ma xaw a def daaj mooy affaire Sonko boobu su demee wax ko fële c'était en rapport avec dossier bi parce que Bassirou Gueye ci dossier bi lay wax parce que moom day acharné wu ci Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko xëyu rek wax nii ci wàllu vie privée dafa dem wax li Bassirou Gueye di dund ay nit yu koy jàppale donc c'est toujours dans le dossier et dans l'acharnement mais il était pas parti dire ma femme là-bas ma femme parce que këram jabaram yi këram di sëy am na droit nag wax procureur yi mu wax procureur yi mu dugg wax ko ñoom kilifa di dugg ci ay famille yam di xool naka la ko déstabiliser moom foofu lay répondre te loolu c'est toujours dans le dossier c'est pas dans sa vie privée il est toujours dans le dossier tu vois man loolu moo tax pour man mu am pour wax ko mais pas pour wii di pande boppam. kon yaakaar naa ni. dafa mel ni nag nit dof bi toogoon fii wax ak audio bi bokkul de. non c'est ça la vie. ah mais nag bi mu doon wax fii il a parlé catégoriquement. non c'est ça la vie. il est démocrate nee na affaire Sonko moom a defoon daaj. nit ku nekk tey soo bëggee nit soo déggee dara ci moom da ngay choqué wu. mais tax ma ne ko waroon nga utiliser sa xel balaa nga utiliser sa xol mais nul n'est parfait l'erreur humaine mais nit ku baax la laa koy tegal on est des jeunes on a le même combat pour libérer le Sénégal dans la justice et la vérité te yàlla rek a tax mu ne ma rafet na bro on est ensemble que Dieu nous donne la force et la volonté de rester véridique et loyal mais lii ku ko amati
y a pas quelque chose. mais moom dafa mel ni daf lay démentir ci audio bi parce que moom mu ngi confirmer tout juste que Ousmane Sonko jabaram mu ngi këram. mais garaawul moom loolu la mooy position am moom loolu mooy position am waaw. dalal xelam daal. loolu mooy position am nangul nañ ko ñun on est démocratique ñun wax nañ lu ñu wax laaj nañu moom it su ko neexee ba suba mu ne mi ngi këram ñun on est démocrate ñun du ñu xeex kenn du ñu saaga kenn pour jox la tey man am naa benn waay boo xamante ni Pastef la nekk il est au Maroc du ma tudd turam mais dama lay jox tey audio naa la yónnee capture d'écran nga bind ko la wax liiral. Je suis de Pastef, Karim a parfaitement raison sur Sonko. Par contre, je trouve que toi, tu es allé trop loin par rapport à agacement sur lui. waaw xam nga moom loolu la wax. moom loolu la wax. am na ci droit. non mais Tange en fait yow man soo gisee sama commentaire sax je t'ai dit que par rapport à Karim genre ce qu'il a dit je suis totalement en phase avec lui c'est parce que man personnellement je reconnais que Ousmane Sonko il fait énormément de bêtises. waxuma ko de waa Pastef fa ko wax. ku ko waxul rek da nga naa feex tout ce qu'il fait 99% ay bêtises la. c'est sorti lu mu warul wax lay wax xam nga les gens ils sont avec lui 99% de ñi nga xam ñooy suivre Sonko dañ ko topp comme talibé ak sëriñam parce que le gars daf leen impressionné mais man personnellement dama lay wax man yoo xam nga ma sax quoi man sama xel laay demee mais par rapport à ton intervention man je pense que yow tu t'es acharné sur la personne parce que je pense que en tant que genre comme tu dis en tant que journaliste journaliste people je suis d'accord avec toi mais au moins tu dois faire la part des choses am na ay informations yoo xam ni man je pense que tu devais pas les donner même su nekkee ni que tu as vraiment l'information l'occasion ne s'était pas présentée c'était pas opportun pour que tu donnes ces informations là parce que yokkul lu bëri en fait et man je ne suis pas Sonko parce que jabaram divorcé na wala jabaram divorcé wul parce que tu vois un peu ce que je veux dire voilà quoi man foofu laay waxee quoi par rapport à ton intervention mais Ousmane Sonko man je sais que il ne fait que des bêtises dans toutes ses interventions. Pastef Maroc moo wax lii. c'est pas un homme d'État parce qu'il y a certaines de ces révélations là tu dois pas être par exemple dans le di nekk aspirer à certains mooy yow wax nga ko sax sa intervention je pense ci sa émission bi aspirer diriger Sénégal après tu te permets de faire certaines largesses quoi. muy mel ni moom dafa dëggal ñu bari ñuy wax ni waaw ñu bari mel ni dafa dëggal ñu bari ñuy wax ni Ousmane Sonko ci boppam waa Pastef dañ koo xaw a weddi nag ci ay kàddoom yi muy génne. xam nga kii waa Pastef la bi ma defee sama intervention man ñii laa mën a débattre da ngay bokk ci Sonko ma wax dara nga jox ma argument moom nee na d'accord nag Karim lu wax dëgg la Ousmane Sonko n'est pas un homme d'État 99% yi muy def yëpp ay bêtises lay def ñi ko topp dañ ko topp comme talibé ak sëriñ ndaxte da leen impressionné man nag yàlla dafa dogal li ma impressionné yombul sëñ Saliou rek ma impressionné mënu maa impressionné kon mënu ma bokk ak ñoom kàddu kon donc ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga du ma leen faale ba tey dama lay joxaat beneen exemple tey pour wax la ni que man li may wax je parle avec des gens révélation ngay indi de nii. non dama lay wax man je parle avec des gens yoo xamante ne ay intellectuels lañ kii Canada la nekk c'est un expert financier du ma tudd turam mais soo ko laajee Marcel Diagne dina la ko wax. naka affaire yi yaa ngi si jàmm waa gis nga de tey moom sa message boo ko gisee rek parce que en fait dama waroon a inscrire rek si tey voilà gars yi nga xam ne ñoo lay bàyyi message soit ñu lay encourager wala soit aussi ñi nga xam ne voilà dañuy wax rek ngir jéem la divertir par rapport à cette direction mais en tout cas tey yeewu naa gis coow li bëri ndax li nga wax mu jëm si Ousmane Sonko et que je crois que même lii lañ bëgg si dëgg quoi man xam nga Joola la et puis voilà je suis complètement en contradiction avec Ousmane Sonko parce que tey li nga wax loolu rek moo nekk en fait li koo xam ne la mën musul assumer si dara loo xam ne daf koy def te comme ni nga ko wax dafa bëri ay beaucoup de contradictions yoo xam ne dafa am man bi may bañ a topp Ousmane Sonko boobu mooy bi ñuy commencé woon soulever débat ne dañu war a changer franc CFA mu doonoon débat boo xam ne débat bu faux la parce que képp koo xam ne yaa ngi liggéey dans le monde de la finance xamoon nga ne ñoom liñ dem théoriser noonu la ñuy changer xaalis kenn du ko changer dans le monde voilà oui franc CFA bi war nañ ko négocier war nañ dem xoolaat taux bi ñu koy defee mais benn xaalis waruñ ko mën a changer donc mu doon nañ koo xam ne te soo xoolee léegi bi mu demee ba si biir il s'est rendu compte que voilà financiers yi ak professeurs universitaires yu monnaie yi xam nga liñ ko tegal wax xam na ne complètement li mu nekkoon ay fen ay naxaate la woon voilà façon populiste yi ne nag dañoo war a arrêter mais Sénégal mel na léegi mel loo xam ne moom yàq na ko topp xam nga léegi indi ay saaga nit koo xam ne war nga yëkkati sa baat man sama mbokk yu bëri bàyyi na brèche te yow brèche yooyu moom nga leeralal Sénégalais yi pour wax ne kat kii
lim ñuy wax daf ñuy réeral effectivement si tu aspires à être voilà un chef d'État un homme d'État il y a certaines choses aujourd'hui tey daf ci sax dugg parce que Simon ce qu'elle était en train de faire c'était pas un passeport sénégalais c'était un passeport de l'État français donc tu vois affaire bi c'est extrêmement grave ba nga xam ne donc voilà les gens devraient en parler et que ñu bañ a génnee si ay politique man personnellement voté lu ma Macky Sall mais tamit dëkk bi mënul nekk ku nekk yow lu la métti nga jël ko teg ko Macky Sall man je suis pas du tout d'accord dama bëgg gars yi ñu ànd ak honnêteté Macky Sall am na lu mu def si dëkk bi loo xam ne dañoo war a taxaw ne lii baax na am na loo xam ne def na ko wala ay àndandoo def nañ ko baaxul loolu dañu ko war a wax xam donc moo taxoon man ma lay ko rek xam nga pour gën la xam nga féddali sama soutien féddali tamit samay encouragement pour wax ne la xam nga voilà ñun lu mel nii daal la ñuy xaar ci journalisme voilà man da nga marché sax temps yëpp je prétendais à écrire quelque chose sur la presse sénégalaise. mu mel ni sax moom pire partisan wu Sonko la moom moo yëkkati kàddu yi. voilà yaa ko déggandoo de ma joxaat la beneen tontu boo xamante ni kii maanaam ñiy saaga ñi laa koy jox. beneen encore. maanaam ñiy saaga te man waxuma ko de te kii xaw ma ko sax dañ ma ko yónnee ku jigéen moo ma ko yónnee gis nga dañ ko yónnee sànq. waaw naka moom ça va. vidéo bi de ñëpp ak ma koy yónnee naan ñu ngi koy stati ñu ngi koy TikTok ñu ngi koy Facebook ma ne def leen ko de man moom saay du ma def dina bëtu même maa ngis gars yi toog naan dañuy def ay live pour dal ci kaw Tange def naa live barki démb wax naa ko nee naa lu tax ñuy dal ci kaw Tange dafa ni dafa génne xibaar werante xuuxaan kay tekki tubéy ñoom am nañu seen i ay média na seen média yi dem seen kër jabar yooyu ñaari jabar yi toog ne sénégalais ñu ngi leen di nuyu c'est simple jarul toog fii di saaga Tange wala leneen ñoom c'est pas loolu mooy seen problème quoi loolu mooy seen problème ñoom ñëpp nag wax naa leen ko de def naa live barki démb xëy na sax mën naa daggal parti ba pare nga gis wala boo demee sama live barki démb mu ngi ci 20 000 vues loolu laa leen wax parce que dañ ma ne waa Kaliphone loo xam ci lu Tange wax ma ne leen lu Tange wax am na droit wax mais yéen it am ngeen droit weddi mais weddi bi du doon si ay saaga wala ci ay yàq der parce que def si suba gis naa ngeen di génne photo Tange naan or 6 mois 7 mois ci ginnaaw mosu leen génne photo Tange naan or mais comme Tange laal na seen papa seen yaay seen walliw seen mu ngi noonu daal ñii daal mu ngi noonu man moom nag lijjantiwuma leen ñoom xam nañ loolu sax xam nañ. Kaliphone la. kon tey yaakaar naa ni je crois que man tey dama laal benn góom boo xamante ni je crois que Sénégal yëpp laa ko laalal parce que man bi ma defee émission bi après amul ku ma woowul ci àdduna ay kilifa diine yoo xamante ni ñoom li ma wax moom la ñu bëggoon wax mais xëy na ragaloon nañu suñ ko waxee ñu saaga leen suñ ko waxee ñu dugg ci réseaux sociaux yi man nag mooy li may wax ku jàkkaarloog man saaga ma te nee naa la wax ju bon jógewul fu mu jëm fa mu jógee la cosaanoo kon donc ñoom ay nit yu bon lañu tey ñoom il aspire à être le président du Sénégal butéel nag la mu def lay saañ ba de xeeñ tey gis ngeen ko saaga la ñu am sos ak waxal nit te yéen joxaguñ ñeneen président amagu leen nguur amagu leen pouvoir exécutif amagu leen législatif amu leen judiciaire yéen su ngeen amee nguur lu ngeen di def yéen mairie sax amagu leen ko yàlla moo leen may par accident ngeen am député assemblée nationale mooy li ma leen wax bi ngeen demee élection présidentielle 3e ngeen jël maanaam ndaare Madické Niang kenn calculé ko woon Madické Niang xam nañu mënul woon am dara pur mënul woon am dara Idrissa Seck mooy 2e wax naa leen ko donc nañu xam ne ni que yàlla mooy fal président xëy na nag Ousmane Sonko impressionné leen am na ci droit fu mu leen impressionné ak fu mu leen jaar ñin nag ba ñu demee ba ci biir dañoo jàng yeewu man àdduna dama toog ak ku nekk ki dem ba Chicago toog ak Obama waxtaan ak moom ci lu bëre kon Ousmane Sonko bi tëwuma man yàlla daf ma may teraanga àdduna ak àllaaxira mais damay taalibe sëñ Saliou moo tax ma wàccee sama bopp kon lu ma gis war ko wax ci Ousmane Sonko te jaarul yoon te mu leeral askan bi te bokkul ak vie privée dama koy wax mais su jëlee vie privée teg ko ci mbedd bi wala ci place publique bi dama ciy wax Macky Sall su defee lu dul yoon dama ciy wax Bougane Gueye su defee lu dul yoon dama ciy wax pour te dire que lan moo lay njëkk woon ni que c'est pas des gens cohérents bi mu amee problème benn partisan moo ko njëkk a jàppale muy Bougane Gueye Dany moo génn biir bureau am dox dem fekk ji ko këram jël teleem utiliser ko pour moom ñu tëj teleem pendant 72 heures keroog bu Bougane ne bokkul ci coalition bi moom moo njëkk a jóg taxaw di saaga Bougane la vidéo est là. Ousmane Sonko. ça veut dire que gis nga fii dafa am loo xamante ni. mu mel ne fayul naar bi xoromam. non dafa fayul naar bi xoromam man mënuma gëm kooku parce que tey nit du mu mënta dee waa Y'en a marre xam nañu kii kilifa tegul li mu def tegu ko ci yoon mais tey dañuy ànd ak dañuy dem soutenir ko. vidéo bu yaakaar naa ne seetaan ngeen ko fii Ousmane Sonko di waxee Bougane waaye defal naa ko. Bougane ne du bokk ci seen coalition Yewwi Askan Wi. coalition parce que Bougane moo xam li mu bëgg su gisee coalition boo xamante ni arrangé wu ko mais du fa taxaw Barthélémy Dias say mi ngi nii mais déglul. li tubaab naan
hypocrite wolof di ko wax naafeq loolu lañu te li gën a neex mooy lenn ci ñu koy wax nag nee nañu opposant lañu des opposants yoo xam ne mosoo leen dégg ñu opposé wu à Macky Sall depuis combien de temps ngeen dégg opposants yu génn critiquer mais ils sont prompts à critiquer Ousmane Sonko ils sont des opposants à Ousmane Sonko léegi mosoo leen dégg ñu wax ci pétrole bi ci ressources naturelles yi ñu wax ci terre bi suuf si ñuy nangu di ko joxe ñu wax ci mbënd mosoo leen dégg mais ku critiquer Macky Sall ñu jóg critiquer ko ñooñu c'est des opposants de l'opposition c'est l'opposition à Macky Sall c'est l'opposition de Macky Sall c'est pas l'opposition à Macky Sall moo tax il faut mu leer ne Sénégal. mi ngi nii Bougane lay waxal. mu mel ni sax dafa tuumal mu mel ni sax moom ci kàddoom yi sax dafa am tuuma yu mu teg ci ndoddal kii di Bougane mu mel ni dafa wax ni Bougane dafay opposé wu di wane ne opposant la mais dem na wuy ji Macky Sall. moom dafa am preuve ni gis na Bougane dem na wuy ji Macky Sall et pourtant Bougane moo ko njëkk a soutenir toj këram ànd ak moom ci lépp lu muy def mais dafa taxaw di ko saaga. da ko traité d'hypocrite. waa gëm sa bopp am na ay jeunes ñoo xamante ni mën nañ dem ci réseaux sociaux yi saaga ni ñoom mais ñooñu dañ leen yar xam lu ñu bëgg parce que suñu xasee ba ne gëm sa bopp tey dañu bëgg a terroriser le Sénégal mais nit ku nekk dama ne na nga juddoo ak na nga mel loolu rek ngay wane nee naa leen bëteel bi la mu def loolu la saañ ba di xeeñ comme réseaux sociaux yi lañ nekk di saaga mais est-ce que Sénégal tey kilifa diine dañ seetaan ñu jox suñu réew koo xamante ni dafay nekk di saaga koo xamante ni mais dictature la ñuy wax mais kii moo raw Alpha Condé yow loo wax luy dëgg nga xooloo lu dul dëgg ngeen jël seen opposant def ko comme Serigne ak Talibé man Serigne ak Talibé kenn laa ci xam mooy sëñ Saliou may Talibéem mais amul benn homme politique ci àdduna boo xamante ni dinaa la xoolee bëtu Serigne wala nga may xoolee bëtu Talibé parce que li nga jàng loolu laa jàng ni nga amee xalaat noonu la am sama xalaat on est dans un pays libre et démocratique ñoom ñooy taxaw naan Macky Sall dafa bafoué démocratie bi mais ñoom elles ne sont pas démocrates démocrate mooy kii nangu wax ci nit nga nangu ñuy wax ci yow yaa ngi naan ay hypocrite ay ñoo xam dañuy liggéeyal Macky Sall yow benn wax lañ la wax man Ousmane Sonko ñaata point de presse la def man est-ce que xam nga ni 16 minutes laa wax ci Ousmane Sonko diggante discours. dëkk bi toj. discours bu mu def moom moo def discours bi presque 7 minutes moom laa teg ci affaire jabaram 1 minute 30 secondes laa ci wax ci ka kuy aspirer être un chef d'État nii ngay def je te respecte beaucoup dëkk bi toj mais na arrêté quand même. yéen ragaluñu leen tiituñu leen yéen waa Pastef jël leen seen connexion nag fu leen neex jël leen fu mu gën a ñaawee fu mu gën a xàccee ngeen jàppadi saaga jàppal leen ni que Tange Tandian dawul un iota taalibe sëñ Saliou Mbacké la lu waay neex na wax Sénégal laa dëkk Sénégal laa yeewoo ku waay am sañ-sañ nag ñëwal nga jàkkaarloog man am na ñu woote woon démb téléphone naan dañuy jéem a menacé dégg nañ la ma leen wax te porté nañ leen plainte te yoon dina leen jëli tracé nañ leen man ci yoon laa koy teg ku ci bëgg a jàkkaarloog man nag ñëwal jàkkaarloog man lenn naa leen ko xamal ku am pistolet bu baax bal bu baax doo tiire muy rate. bu loolu weesoo aussi ba tey ci réaction yi wax nga léegi saaga yi gis nañ beneen vidéo bu génn muy kii di Ousmane Tounkara bi nekk États-Unis Tounkara ci boppam moom it génn na def vidéo dal sa kaw bu baax a baax yamu ca mu wax ni lijjantil coow li nga xam ne yaa ko indi diggante kii di Pape Diouf ak Waly moom daal wax na lu ko neex wax na ni it aussi bi ngeen demee États-Unis daje fa yow am na ay kàddu yu bari yoo ko wax ci ay autorités yu nekk ci biir Sénégal que vidéo yooyu dina ko génne ak audio yi. mooy kan mbaam xuux Tounkara mbaam xuux bi jëlal mbaam xuux bi mbaam xuux nga ko tuddee de. nekk New York kii mbaam xuux la kii sàcc la xoolal trafic de BMW Mercedes Range Rover aux États-Unis le retour sur les lieux de crime de mbaam xuux Tounkara muy jommi ni kii di sàcc 2015. kon li Koro Macky waxoon ne Ousmane Tounkara sàcc la dafa mel da nga koy dëgg. sàcc la 2015 dañoo sàcc ay oto ay Range Rover di ko dugal ci conteneur pour yóbbu ko Afrique de l'Ouest pour jaayi ji ko si lañ ko jàpp Amérique bi ñu ko jàppee yóbbu ko ci kaso ba 2015 waaye yow kii ne di sàcc Xaramata Njaay nga may wax waxi sàcc bu bon bii. ay saaga de. sàcc Xaramata Njaay la nga ne ma lan kii di mbaam xuux doo ko saaga waaye yow fii fan la du prison. ba pare traître la kii traître bu bon la parce que ba mu sàccee 7 personnes la ñu woon moom lañ jàppoon mu collaboré ak FBI dénoncé yeneen 7 personnes li Thierno Diallo filmé kilifa li ñuy naan Thierno Diallo moo ko Ousmane Tounkara bii ñooyam kii dafa baax kii du nit kii su tekki woon dara dina jël otoom nekk ci chaque jour di live kii xam nga fu mu commencé Youssou Ndour la commencé di saaga ak Bouba Ndour amul buzz mu dem ci Macky Sall amul buzz mu bàyyi ba Ousmane Sonko commencé mu xam ne ni que Ousmane Sonko am nay mercenaires ci réseaux sociaux yi nee na xaaral ma def pour am tour kii tekkiwul ñaari salaama. li Koro Macky waxoon ni moom day saaga ba pare après génn di la waat ci suuf ne la nañu dil pour am dara Koro Macky moo ko wax fii nga toog la toog wax ko. kii mbaam xuux la moo gën a yées ci àdduna kii du ma ko tontu kii doon
ngeen baal ma ci kàddu mais yaa ngi saaga de. ngeen baal ma mais doome werante xuuxante ay preuve ngay génne. ci audio bi déglu ma tegal leen vidéo ba pare man maa ngi vidéo laa lay tegal. mais dafa mel ni Tange li gars yi di wax naan Ousmane Tounkara dafa mel lu la xaw a laal tamit dëgg la de. laal. non da ngaa mer fu mu toll nii ba saaga. meruma kii doome. Tange man dama la jàppee fenkat man dama la jàppee mythomane moo tax xam naa la bu yàgg keroog bi nga fi génnee say mbir naan wala Wally Seck dañ koy génneel vidéo waaw am na benn député APR boo xam ne dafa am corom boo xam ne daf ko may 7 millions mais Sénégal yi man yenn saa yi ça me fait rire bi ma déggee loolu ma gis ñëpp daw def ko actualité mais loolu du actualité Tange ndax bis bu ne député APR maye 5 millions ci caga ji. nee na lii du actualité. Ousmane Tounkara nee na lii du actualité. Amérique nga nekk damal porter ma plainte sa numéro de téléphone di +1 347 514 24 70. Ousmane Tounkara ba vidéo bi génnee lii lan la lii la ma titre vidéo bi. Un célèbre ministre du gouvernement couche avec sa copine et l'offre une voiture de 13 millions. ban heure la ma ko yónnee. 4h42. le 30 août 2020. di jéggalu nag bu baax a baax si message bu tardif bi waaye dama jékki-jékki rek jot message bi ça m'a fait un peu rire parce que dama ko jot rek ma ne sama waa ji joxati na beneen information waaw wax ci bokk jox ñu ci ay affaire bokk ah léegi suba boo jotee message bi rek nga ñu jokkoo maa ngi lay jéggalu nag xam naa gëj nañu jotante trop j'espère que tu vas bien et ta famille aussi merci. yaa dégg audio moom moo taxaw ne Tange nee na ministre bi nee na loolu du actualité comme du actualité lan la nga may yónnee nga ne. ba pare daf la laaj. xaaral rek nañu wax loo may waxee may ma ci tur ak nangam sangam fenkat la kon yow duulkat nga sàcc nga yow yaa raw waaw Ousmane Sonko bi lan la ca tegaat j'ai vu la vidéo may ma tur waaye lool ay tur ça reste privé kii mooy Ousmane Tounkara xamul dara day jaay investigation te investirul dara. moom ma wax ci vidéo bi loolu du actualité ba pare di la laajewaat tur bi. ma laaj naa ko may tur ma tontu ko lan salaam grand c'est pas grave demain incha allah je te dirai je me suis levé juste pour prier il est 5 heures du matin dama jóg di julli fajar 4h48 mu tontuwaat ma ok je m'excuse bul ñu fàttee ci ñaan bonne journée mais ki nga séqal lii gëj naa la dégg na sa jàmmaam léegi kooku di nga naan fenkat la nangam sangam xamul dara mbaam xuux la du nitu dara tekkiwul dara Ousmane Sonko bii mu yox gëmu ko gëmul kenn bërki démb bu toog di def live am tuddee Abdou Mbow Kirikou di accuser ci passeport diplomatique ay soskat la fenkat la naa fexe la lenn rek ma métti gis nga yaayam bi ma ko xamee lan la ma wax dafa ma xool waxool ne ma temps su ma la njëkkoon xam kon Ousmane Tounkara yaay doon baayam. maanaam yaayu Ousmane Tounkara moo yëkkati kàddu yooyu jox la ko yow. waaw yow bàyyi ma waaye yow man mbaam xuux bi damay wax. maanaam kon yaayam daf laa nopp comme li ma la waxee kàddu yi. dama ni na dem laaji yaayam na dem laaji yaayam moom gis nga wax ju ñaaw ñëpp a ko mën parfois dafa am lu ñuy jombale suñu bopp comme da nga nee gasta tey ñu woon la lan mooy gasta ni nga mënee toog sa oto yor sa caméra di wax ju ñaaw noonu lañ la ko mën a delloo xam nga bu njëkk dañ doon naan bu ñu tontu jamonoy réseaux sociaux lañ toll ku ma ko timbax ma rimbax la ko loo ma wax ma delloo la ko ba ilaa yow mi dina te xaar ma maa ngi ñëw États-Unis incha allah après màggal bi juste waaw yow dinañ daje yow doo nitu dara tekki woo dara fenkat nga sàcc nga sàcckatu oto nga jàpp nañ la man kenn musuma jàpp kenn musuma tëj kaso ba pare trahir ngay def Ousmane Sonko bii gëmoo ko yow li nga bëggoon Macky Sall woo la comme li nga ma waxee rek ba nga ñëwee Las Vegas lijjantiwu la lijjantiwaatuma la kaay moon la rek xam nga nit koo lijjantiwu ma la yow yaa ma fan gomis su leen neexee ngeen woo ko bi ngay taxaw di naan photo leen mag Tange photo leen mag Tange yow nooy photoog fenkat man lu ma photoog yow de yaa ne photo woo leen mag Tange Ousmane Tounkara yaa ngi nii donc sénégalais yi xam ne ni Ousmane Tounkara bi ab fenkat international la mbaam xuux la tekkiwul dara moo gën a yées ci àdduna fen ak duul amul benn information nag day toog ci otoom di inventé du duul comme gis na sama vidéo may ma tur su dajee ki benn daf kooku jox ko tur muy jéem a jaay investigation yow da ngaa xam dara ñun ba ñuy liggéey. maanaam li muy laaj tur bi dafa bëggoon moom après live ne tur bi nangam la. def laay ci waxee tur bi wax man nga koy amee man bi may jàng da nga yow bi may jàng yaa ngi ci kaso yi di sàcc ay oto. man xam-xam boobu laay yor tey di ko teg je suis un chroniqueur et je chroniquerai Ousmane Tounkara du ma tontu keneen yow moom dama lay naan mbaamu xaraam nga tekki woo dara doo dara
Youssou Ndour nga saaga bay bëgg a dee faalew la moo la raw moom am na télé yow terrain sax amoo ko Sénégal ba pare nga ne da nga gëm Sénégal lu tax bi nga duggee États-Unis nga wut ay kayitu Guinée yow xeeb sa bopp nga naan patriote da ngay fonk Sénégal man je suis sénégalais et je suis fier de l'être fu ma tourné sénégalais laa doon sama doom a ngi ne Suède la juddoo jour ba mu juddoo laa ko wutal nationalité sénégalais voilà kon yow waay yow. te Coura Macky moo toog fi nga toog wax ne buñ ko rapatrié woon du ñëw Sénégal Guinée lañ ko yóbbu. c'est-à-dire que amul sax papier sénégalais Guinée papier Guinée la duggee émigré moo tax ñu jox ko citizen mu am fa loolu moo tax sax mu génn bu mu collaboré ak waa FBI mais kii sàcc Xaramata Njaay la yow sénégalais yu baax yi ñu ngi New York ku ci liggéey xëy daan sa doole dem ci négocie xam nga soo wàccee looy tal dugg sa kër julli sa juróomi waxtu soo paree jël sa njaboot waxtaan ak ñoom waaye yow nga nekk ci sa biir oto di lambari nekk biir New York xale bu jigéen bu ñëw di fa taxawaalu nga wutal ko macro yóbbu ko ci hôtel yi yow Ousmane Tounkara su ma la waxee sa bopp. révélation nga nekk di def. naka laay ñëwee Las Vegas Ousmane Tounkara xaw ma la musuma laa gis ñu ngi soog a dajee Las Vegas nga ne Tange lii la ma wax gis nga nit ki sooy fen da ngay noyyi Ousmane Tounkara magum jëmm nga kilifa nga sa sikkin bu nganda boobu et puis dégg naa ni xasaw rek nga def sa gel boobu nee na ma non nee na Ousmane Tounkara soo bokkee ak moom mbàjj dina la doxat ba ngay bëgg a dee. gelam la doxatat lay def gisoo ko nu muy ngaaxee nit ko bon kii keroog may wax muy seytaane lu jël doomam ji muura ko benn kaala naan day jàng alxuraan yow mbaamu Xaramata Njaay sàcc katu xoto bi dina taxaw di wax ak nit ñi yow laa ilaaha illallaah yow sa yaay dama ko téye nee na ma noo Tange da neex ndigg su ma la teeloon xam yaay doon bàyyi Ousmane Tounkara ngeen baal ma ci saaga bi de mais kii fale ka ma tontu ko lii yaay moo la wax loolu. waaye bàyyil ma kii waaye doomi jamono ji réew bi yëngatu na nag ndax gis nañ ab vidéo bu nga xam ni génne nañ ko ci député boobu di Bougazelli mu nekk vidéo boo xamante ni Sénégal yëpp jot nañ ci waaye moom it génn na defaat ci sorti démentir wax na mu demee ba tey mu ngi moom positionné que musta yor faux billet musuñu ko jàppee ci faux billet te dafa set wecc moom kii di Bougazelli. xam nga li ma waxoon keroog rek lay waxaat gis nga Sénégal dañu yàpp alxuraan parce que gëmuma kilifa ñu nommé la nga doon ñu fal la nga dem assemblée nationale nekk député ay sénégalais yeewu 8 heures wuti seen carte électeur rang ci bureau votel la nga war a toog assemblée pour défendre leen ngeen di voter ay loi pour criminaliser ay vol ay viol di tëj nit ñi ci kaso bi yow ñi lay jàpp ci faux billet jàpp la ba noppi tëj la kaso pendant 7 mois nga génn war a jaamu ji yàlla jéggalu war say bàkkaar nga dem Sénégal set taxaw di waat ku ma sa jàpp ci man 100 francs faux billet na ko génnee vidéo génnee la nga yor faux billet yow magum jëmma kilifa yor say doom nga taxaw naan dañ ma ko jox ci saa si nga ne lii dong laa ci jëndoon taxaw ne policier bi nañ ko négocier mun la nañ dem brigade nga ne ko foofu day doy waar yow nga toog ak sénégalais yi toog di leen fen di leen ndax. dafa waati Serigne Saliou. gis nga Serigne Saliou boobu moo tax mu weeru sax Serigne Saliou boobu gis nga Serigne Saliou ku ciy waat te du foo dëgg yàlla da lay weer xam nga bu muy waat ci Serigne Saliou vidéo bi génnul Serigne Saliou bu mu waat te du dëgg moo tax yàlla weer ko man bés bu ma fi toogee waat ci Serigne Saliou lu dul dëgg yàlla daf may weer bigu bëccëg ndar kam donc nañu respecté sénégalais yi ñu jël yoon laa wax état de droit ñu teg ko ci kaw ñëpp nañ ko tegee ci kaw kilifa en flagrant délit Simon nañ ko tegaat ci kaw Bougazelli ndaxte faux billet la yor faux nag yaakaar naa ni député buy xeex faux ñu fekk ci yow faux dafa am yoo xamante ni dafa ruslu ci Sénégal dégg naa ko muy naan policiers yi ñooy yàqal Macky Sall je l'ai dit Bougazelli tu es la première personne buy yàqal Macky Sall tu es la première personne boo xam da ngay tilimal askanu député tu es la première personne boo xamante ni respecté woo sa njaboot tu es la première personne boo xamante ni respecté woo say doom ndaxte soo respecté woon say doom doo toog ci ay plateau télévision di dànkaafu di naan ana ñi ma jàppoon kenn ki dee na ci Covid bi keneen ki ren ba déwén bàyyi leen tëkkuwaate yàlla moo yor bakkani doomu aadama bu leen lépp lu leen sëriñ may da koy nanguwaat keroog yow mal xiyaam bàmmeel dafa suuf juróom-ñaari mètre percale nga fay fekk te loo def da nga koy layoo xam nga li gën a am ci àdduna juum nga juumaat nga génnal nga dem jéggalu ji jaamu ji yàlla te noppi affaire faux billet yooyu dama ne Bougazelli dañu war a ubbi waat dossier bi ñu xool ban peine lañ ko war a tëj ñu tëj ko parce que bari ñu ngi naan par loo def ci am ndax lu mu nekk député ànd ak président Macky Sall justice du def lu mu war a liggéeyee ak teg comme li nga wax nii léegi wax nga ni moom ci boppam mooy yàqal président Macky Sall ndax ku ci nekk rek mu ngi jàpp ni tey président Macky Sall dafa teg loxo ci dossier bi ngir mu bañ a yegg ci yoon. waaw mais parce que état de droit lañ wax nee naa leen Sénégal santul Sall santul Sonko santul nangam ñun ñëpp on est ñoo bokk benn yoon ci loi bi. loi bi ñuy teg baadoola bi moom la ñu war a teg ministre bi moom la ñu war a teg président de la république donc dafa fauté nañ ko teg ci yoon ba ëllëg ci biir keneen ku nar a fauté ñi xam ne kii tegoon nañ ko ci yoon parloo bi moo fi war a jeex man nee naa leen dëgg laay défendre droit laay défendre injustice laay xeex donc loolu moo tax maag nit dof keroog ñu bokk benn combat donc man nekkuma fi di parloo ak nangam parce que fu mu bokk
Benno Bokk Yaakaar la bokk APR la bokk mais lépp lu mu def ay noonu Macky Sall dañuy jaar ci Bougazelli pour dal Macky Sall donc moom mooy yàqal Macky Sall faux billet nga yoroon nangul ni faux billet laa yoroon yaa xam da nga ko jënd mais nag dañ leen di nax xam nga nax bi lan la ay lii lañ leen di jaay nu mu tudd billet noir yi ay paquet la léegi ci paquet yi dañuy jël ñetti cliché yi maanaam BCEAO dong nga ko mën a amee comme cliché 5000 kuy liggéey BCEAO moo la ko mën a jaay 2000 léegi cliché boobu soo ko fóotee mën na la génneel ñaari billet 5000 yu baax nga dem banque du faux troisième bi mooy doon faux mais lan moo koy raxas moom moo cher ay mercure ngay jënd léegi nag ñoom suñ jëlee billet noir yi ay soleil la ñuy jël soleil dagg ko comme billet def ci daa bi ñuy bindee alxuraan léegi ñu jël 3 clichés def ko ci paquet bi léegi soo ñëwee ñu la koy jaay dañ lay nax dañuy dagg paquet bi génneel la ñaari billet SL la ñu jël suñu la essayé pare jël billet bi ànd ak yow banque dugal ko fa mu jàll léegi nag ñu jaay la ci ay paquet ñun la lii 10 millions la mën naa la ko jaayee 5 millions nga jënd ko 5 millions léegi ñu ne temps moo koy raxas soo demee doo am sax mercure bu koy raxas parce que ñu bëri noonu lañ leen di naxee mais ba tey ci faux la parce que xam nga ni faux la même suñ la naxee xam nga ni faux la donc dañu war a yeewu parce que man dama tukki fépp dem naa Nigéria li ma lay wax ni Cameroun laa ko njëkk a gisee ay Camerounais di ko def donc nañu yeewu faux la doon def jàpp nañ ko ci faux c'est un député ndaw pencum réew mi la fi toogal mu war a joxe un bon exemple kon warul taxawaat di wax ba vidéo bi génnee sortie bu mu def su amoon de bons conseillers en communication duñ ko permettre muy génn di def sortie bi dafa waroon toog jàpp njaamuram. bu loolu weesoo tey ba tamit ci actualité mbirum Simon ak kii di Kilifeu ak coow li nga xam ni dugg na ci passeport diplomatique yi nga xam ni ñu ngi ko nekk di joxe ay rebondissement sax am na ci wax ni ñu ci bari yoo xamante ni jox nañ leen ay passeport diplomatique moom ñi nga xam ne ñooy député yeeg ak Simon Kilifeu bari na ci ñu nga xam ni ñoom la ñu jox faux passeport diplomatique coow loolu nga xam ni moo am ci passeport diplomatique Tange nan nga ko gisee. bon comme lu ñuy wax rek passeport diplomatique diplomate moo ko waral yor soo nekkul diplomate waroo ko yor suñu demee suñu dëkk nag ba gis ni que faux passeport diplomatique te ki ñu jàppoon muy un Guinéen El Hadj Diadji Condé di liggéey ak ñaari député la ñu tuddagum seen tur muy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye nag weddi woon na mais comme c'est un dossier pendant devant la justice ñun fu ñu mën a sukkandiku mooy li enquête bi génnee PV bi lu mu génnee Boubacar El Hadj Diadji Condé nee na ku mu doon liggéeyal Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñuy ay député à l'Assemblée nationale génneel nañu 14 certificats de mariage yoo xamante ni Boubacar Sall ak ñële ñoo doon takk ay faux jabar ñi leen di fay 4 millions 500 génneel nañu 7 extraits de naissance génneel nañu 9 autorisations parentales donc flagrant délit foofu la mën a yem man j'ai contacté l'avocat maître Omar Gueye bi mu waxee nee na expliqué luy flagrant délit yooyu yëpp am na flagrant délit am na nañu dem Assemblée nationale Moustapha Niasse nga woote ñu lever seen immunité parlementaire ñu dem wuy ji dikk enquête leen ba noppi parce que tëjooguñu leen suñu leen enquêté ba mu leer ni taqee nañ ci wala laal leen ci yoon rëq see dikk parce que Ousmane Sonko bañ ko tuumalee viol ci saa si dañ ko patamee def lever immunité parlementaire am même chose pour Khalifa Sall donc nañ ko defaat pour ñaari députés yi ndaxte gënuñu fi kenn day gënuñu fi kenn bàyyi dañ leen jàpp ci juuj njaaj gënuñu Kilifeu gënuñu Simon dañ leen jàpp flagrant délit donc na yoon ou bien procureur Bassirou Gueye autosaisir assemblée nationale ñu teggi seen mbalaanu kiiraana ñoom sax en personne waruñu xaar ñu teggi ko tuumaal nañ leen da ngeen bëgg a set dem leen ngeen démissionné su ngeen démissionné ngeen def ni Bougazelli defoon ni Mamadou Seck defoon ngeen dem yoon déglu leen ngeen setal seen bopp pour que ngeen mën a leeral assemblée nationale tant que setul leen seen bopp chaque jour jiixi jaaxa baa ngi am te yoon dafa war a tegu seen kaw faux passeport diplomatique ci ay député maa ngi déggaat ñi naan yeneen 6 députés bokk nañ ci donc loolu yëpp war nañ ko leeral ndaxte suñ demee ba assemblée nationale di def ay faux passeport diplomatique xamatuñu ban dëkk la ñu nekk fii daal mooy li ma wax ku fi def dëgg ñu ànd ak yow ku fi defu lu dul dëgg kenn àndul ak yow Benno Bokk Yaakaar ngeen bokk xaw ma APR ngeen bokk xaw ma réew mi ngeen bokk fu ngeen mënte bokk ci àdduna nañ leen tëj su dee ñoom ñoo def suñu deful nag parce que projet d'innocence lañ doon wax depuis boobu ba léegi mais kayit yu génnee seen tour diw ma marié woo kii ba pare jigéen ñi wax nañ ko maanaam femmes yi ñu mariéwul nee nañ kenn ki daf ko promettre je sais pas séjour portugais kenn ko xaw ma visa daf ko ne man damay def ay dilu visa joxal ma kii nu mu tudd El Hadj Diadji Condé xaalis bi mais lan moo fi des. passeport diplomatique yu ñuy defar seen doom te xam nañu passeport diplomatique sa jabar moo ko mën a am muy yow ak sa ñeenti jabar mais sa doom warul am passeport diplomatique. sa doom warul am passeport diplomatique Sénégal yéen ñi si commentaire naan Tange dafa am passeport diplomatique moog Bijou Ngoné musuma am passeport diplomatique te soxloo ma passeport diplomatique ndaxte li ma yor moo raw passeport diplomatique. tuumal nañ leen kat dañ leen di jëntil ay passeport diplomatique. li ma yor moo raw passeport diplomatique. li ma yor moo raw passeport diplomatique waaw man double nationalité la am moo raw passeport diplomatique
yow daa setal nga ci sa bopp de. waaw li ma doon setal nga sa bopp setal nga bisu. moo raw passeport diplomatique loolu rek foofu laa mën a yem ak yéen voilà. waaw moo ëpp doole passeport diplomatique. voilà jeex na voilà. sama dernière question beneen actualité bu rebondir ci tey jii li muy kii di Fatoumata Ndiaye di Fouta Tampi ku ne xam na ni moom jamono yee da doon def ab sortie di ñaawlu taxawaayu président Macky Sall foofu ca Fouta ba ñu tuddee sax nag seen ànd booloo boobu tuddee ko Fouta Tampi mais mu mel ni nag démb dafa def sortie ngir nag rafetlu ay réalisation président Macky Sall foofu ca Fouta waaye fu mu toll nii moom lu ne dégg na ko ci internet bi est-ce que moom déjà lan nga ci xalaat ci ab Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba pare ma ñam ci deuxième question. kooku mën naa ko tuddee patriote sénégalaise xam nga patriote mooy lan Fatoumata Ndiaye sénégalaise la dëkk Fouta bëgg Sénégal ba Sénégal jaral ko bu mu gisee ni Fouta jagul mu yuuxu taxaw wax ko mais bu mu gisee ni ki mu ko waxal dégg na ko defal na fa dafa am ngor taxaw ne kii kat li mu def jaaraama noonu la sénégalais di mel sànq waa ji wax na ko. gis nga réew du sawaay lu ñu deful nga ne baaxul soo gisee lu baaxul soo gisee lu baax ne lii baax na te bu mu gisee ni baax na gis na ko gars yi dégg nañ ko gis na ko li mu doon kaas saafara nañ ko lan moo desati ànd ak président de la république Macky Sall ñu liggéey Sénégal moom su àndee ak Macky Sall ñu liggéey Sénégal Macky Sall moomoom Sénégal Macky Sall mandat la am mandaam su jeexee day dem yoonam keneen ñëw Abdou Diouf a fi nekkoon Abdoulaye Wade fi nekk tey Macky fi nekk suba keneen moo fiy nekk donc li mu def ku ko ci ŋàññe rek maanaam buggoo Sénégal xam nga lan moo la intérêt sa intérêt personnel. fu mu toll nii elle est critiquée et lancée sur les réseaux sociaux ñu bari nee nañ sax dañu kaa woo corrompre ko ngir mu waxaat kàddu yooyu ci président Macky Sall. ñan ñoo ko critiqué mooy golo yi nekk fële rek golo ñooyu mooy ñi ànd ak seen sëriñ bi taalibe yi ànd ak seen sëriñ bi ñoom ñooy critiqué ñoom pour ñoom lu ku ànd ak Macky Sall rek baaxoo ñoom ki ñu àndal baax na mais nanguñu keneen ko ànd ak Macky Sall ay golo ay xar yoom dañ leen takk ci baat yor seen réseaux sociaux. taalibe sëriñ bi la de mooy seen sëriñ am na sax suur bu ñu ko tuddee xaw ma Seydina mu tilim bi xaw ma mu set bi xaw ma nu mu tudd ah. Seydina Ousmane Sonko. ah bon kooku Seydina mu sell mi. ñoom la topp sa ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di ko saaga mais imagine tey Zeyna tey man su ma toogee di la critiquer ma gis li ma doon critiquer def ko ci lu baax mais su dee gor laa dëgg te may jullit dama war a ñëw ànd ak yow ci li nga def mais tey sénégalais yi yéen laay waxal ubbi leen seen bët ngeen xool nag ñii di kaas ñii di xas nit ñi ñii di wax est-ce que ñii suñ leen joxee réew du seen intérêt personnel moo leen indi est-ce que ñii c'est des gens démocratiques est-ce que ñii du dictature la ñuy ñii ñoo raw Alpha Condé de barki Serigne Saliou ñi ñoo raw Alpha Condé. kon d'accord nga lii Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. dama koy encourager à 200% gis nga ni Macky Sall lu mu def baaxul am nga courage yu taxaw yuuxu ko wax ko ñu dóor la ci saaga la ba nga gisee def na lu baax ñëwal ànd ak moom man suba su ma gisee Macky Sall def lu baaxul damay taxaw ne Macky Sall def lu mu def baaxul su ma gisee mu def lu baax damay taxaw ne baax na Ousmane Sonko tey nee naa d'accord ma ci ay kàddoom ndaxte waxu démbam ak waxu tey dafa méngoowul fii ak 1 mois wala 2 mois su ma gisee Ousmane Sonko changer communication man maay taxaw ci télé bi ma ne Ousmane Sonko mi ngi def lu baax man noonu laa mel Ousmane Sonko gënul Bougane Gueye Dany gënul keneen Massamba ak Mademba man ay politiciens yu bari damay waxtaan ak ñoom du moom kese te pourtant li ñu bëgg moom la ñu bëgg parfois politicien bu mag bëgg présidence day ñëw ne ma Tange lii ak lii laa bëgg lan mooy ci sa xalaat ma jox ko sama xalaat su ko neexee mu jël su ko neexee bu mu jël mais tey pourquoi man maa fiy diriger man maay def lii nekk di manipuler peuple bi fan lañ njëkk manipuler peuple bi ba ñu ñëwee pétrole lañ njëkk commencé pétrole bi nangam ñu génnee ab livre ñu ne ku bëgg a xam lu ma wax ci pétrole demal nga jënd livre bi ngeen toog jënd livre bi yëpp ñu dajale xaalis bi def seen poche ñu toogaat tuuti ñu ne non parti bi duñ jox kenn xaalis yéen a indi seen xaalis ngeen indi seen xaalis dugal ci biir da ngeen déggati ñu wax waxu pétrole xam nga kan mooy patriote Thierno Alassane Sall bañ ko joxee pétrole bi mu xool contrat bi néegu arrangé wu ko nekku fa sax ba contrat bi di jeex wala ñàkk jeex dafa démissionné si saa si waaye yow système bi baaxul système bi nga judd système bi nga jàngee am ci bac dem ci université Gaston Berger am ci say diplôme am ci sa liggéey impôt et domaine fayee ko ci sa salaire am ci sa R+1 nga xëy suba nga ne système bi baaxul dañu waxtaan woon rek système bi baaxul te nga am ci loolu yëpp mais attends man soo may naan lii baaxul dafay fekk bi ma juddoo ba ni ma toll naan baaxul aw ma ci dara sa teraanga àdduna yëpp jaar foofu nga ne système bi baaxul ban système moo baax Sénégal yeewu leen je vous dis que réveillez-vous ngeen di déglooti nit ñi ak seen xel te bañ di déglu nit ak seen xol boytu leen ku leen di manipuler dafa am ñoo xamante ne tey dafa am ay signes yàlla moo ko def xam nga bu njëkk am na wax yoo xamante ne Sénégal ñëpp a sonnoon xam nga soo sonnee nit ki ñëw di la wax changement yu bëri doo ko dégg te lu bëri lu jaaxal golo yi nekk ci réseaux sociaux yi. ñàkk fayda ñàkk jom bi ci gën a garaaw waa ji bëgg nañu lire ko de pour amul vie xam nga lu mu def arrestation de Tange gis nga ko. arrestation de Tange la def de te ba léegi waxul ci arrestation de Tange non. maanaam si yow la ñëw te tur.
arrestation de Tange parce que on l'a payé ñoom ñëpp maa leen di may tur dégg naa ne Ousmane Sonko suma tontoo damay am buzz man bi may am buzz Ousmane Sonko dañ ko xam. kon tey ma la attaqué am buzz. dama ne bi may xam Ousmane Sonko bi may am buzz Ousmane Sonko dañ ko xam 2009 laa commencé am buzz yor station woon di lëmbe Sénégal kenn xamuma ngay dégg turu Tange ma ñëw fi seen TV 2013 toj télé bi foo dem ci àdduna xam nañ ma te pourtant politique gu ma defuma dara Ousmane Sonko kañ la am buzz 2014 bu mu génnee ngeen ñëw def événement marsam couvre-feu am ñëpp a mer stressé wu gars yi bëgg a génn ci couvre-feu bi ñëpp topp leen ngeen génn fële ñëw taxaw xoogale ku teg ay points de presse nous exigeons du président de la République nous exigeons à Macky Sall mais arrêtez qui existe yàlla rek koy exiger waay discours dañ koy defaraat sàmm ko wodd ko Barthélémy Dias pourtant opposant Macky la c'est un gars que j'estime lépp lu mu wax dëgg la nga ànd ak moom da ngay accepter dëgg la mais ànduma ak moom mais pourtant gisoo benn ñooñu Barthélémy Dias di saaga te pourtant moo leen ëpp fit ñoom ñëpp parce que moom day dem moom kese mais bul xaar ba ñëpp ñëw mbooloo bi ñëw ay 13 personnes dee saluer seen mémoire nga toog nous exigeons ban Sénégal nga respecté man pour nga convaincre ma danga may wax loo xamante ni da nga ko respecté gëm ko ngay wax loo xamante ni dafa méngoog say waxul démb tant que sa waxul démb ak sa waxul tey méngoowul mënu ma la gëm ñaata vaar lañ la yóbbu ñaata vaar waxtaan nañu wax dëgg Pape Alé fii la invité sa turu société mënoo ko wax turu société mënu ko wax non dama lay wax Tange tey moom attaque nga def 100%. non xam nga lii du temps journaliste de temps su ma ko bëggoon def journaliste damay dem sama plateau waaw comme ñoom nu ñuy attaqué noonu laa ñëwee seen plateau suba nga invité keneen mu ñëw man damaa yor ay bagages. tudd Mercalex amu benn cabinet bu tudd Mercalex je ne suis pas actionnaire à Mercalex. mais da nga doon am nga cabinet gis nga waaw xaaral ma terminer gis nga ñun suñu cabinet. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd dama sonn waay. sa cabinet da nga sonn sa cabinet xamoo lu mu tudd dama. mel na ñu laaj ma fu may liggéey maanaam. fu may liggéey tey naa fooy la dama sonn waay. attends dafa ndànk man tey lii dinaa ko cautionné gis nga Sénégal nañuy waxtaan te wax dëgg te ñuy déglu kàddu yi. ñu dégg cuuj boobu mu teg ci ministère de l'intérieur. cuuj Antoine Diome nga ne ko cuuj nga xam ne moo gën a dangereux luy danger Sénégal. attan naa jaay waa këram yépp pour ay intérêt personnel am ngeen dégg ko mu taxaw menacé ne day dissoudre Pastef ñoo ngi koy xaar parce que loolu la ñu bind ci loi bi dama ne àdduna ba mu daj réew àdduna yépp américain bu dëkk France am na sañ-sañu joxe cotisation ci parti républicain wala parti démocrate allemand bu dëkk Sénégal am na sañ-sañu joxe cotisation ci CDU buñ ko toppee bu baax sax dafa mel ni kon ku nekk Italie bokk sab daayira ngeen dajale seen addiya ne da ngeen di andi ay terroriste ngeen wala seen financement terroriste la ab sénégalais bu ne fu ko neex ne man parti bii laa bokk sama dërëm dama ko ciy dugal nga ne ko doo ci dugal parce que dundoo Sénégal te kooku am sañ-sañu wote am sañ-sañu yónni ay waajuram am sañ-sañu sax gouvernement ne inondation am na ñëpp cotiser nga ne man cotiser na nga ne kooku du cotiser ci Pastef te ñoom ñuy sàcc alalu réew mi di dem di def seen campagne ay milliards yoo xam ne ci alal Macky Sall li muy wër nii di lambar-lambari fan la ko jëlee ban waa APR moo cotisé oto yi muy dawal fan la ko jëlee ñun ñu ne la tuuti li ñu mën a am ci Sénégalais yi. déglu ngeen vidéo bi nii lay manipuler Sénégalais yi xam nga ñu bëri déglu nañu vidéo bi mais il faut nga décortiquer wax bi nee na américain bu dëkk France am na sañ-sañam cotiser ci parti républicain wala démocratique allemand bu dëkk Sénégal am na sañ-sañu cotiser ci parti républicain wala démocratique américain bu dëkk France la wax de Allemagne bu dëkk Sénégal lan mooy nationalité allemand bi du allemand la américain bu dëkk France lan mooy nationalité du allemand ñun ñu bokk daayira Murit nekk Italie ñoo bokk lépp est-ce que explication bi dafa bokk réeral na Sénégalais yi ci daayira ñun suñu bokkee daayira Sëñ Saliou ñu nekk Italie ñu cotiser suñu neexee suñu xaalis ñëw kër Touba est-ce que américain bi ak allemand bi dafa bokk lan la ci teg kan mooy voté lu Sénégalais yi américain bi dafa ñemee voté Sénégal allemand bi dafa ñemee voté Sénégal dafay jaxase nit ñi léegi nag soo jëlul sa précaution da ngay ne li muy wax dëgg la day réeral nit ñi lan la wooyee Antoine Diome cuuj bi fa Macky Sall teg Antoine Diome ministre de l'intérieur la am na jabar am na doom nañ ko respecté parce que kàddu yooyu lañ bëgg moom suba su nekkee président ministre de l'intérieur ñu koy wooyee jinax est-ce que dina ko neex man yooyu laay déplorer il faut que ñu sàmmaat kàddu yi parce que di xool ñi ngay waxal
cuuj boobu mu wax ki mu wax cuuj am na soxna am na doom jàng na ba lijaasam may ko ñu teg ko ministre de l'intérieur moom inspecteur des domaines rek la nekkoon li ma ko waxoon barki démb nekkoogul ministre député la am maire sax nekkoogu ko man balaa may gëm ni dara cité góor gi nañ ko fa yóbbu fi mu dëkk bu mu am benn candidat ñu woowaa cité góor gi ñu ne Ousmane Sonko mooy candidat mairie génn leen ngeen voté su amoon 1000 personnes 3 cartes ngeen koy gisal. wala mu dem Ziguinchor. ñemew ko day daanu te xam nañ su daanoo code bi day wàcc jeu boobu la def Ziguinchor laa dëkk demal Ziguinchor laaj mairie Ziguinchor dañ ko fay dóor suñ ko fa dóoree nag mënatul ñëw laaj présidentielle parce que dañ koy naan sa dëkk voté lu ñu la moo tax nanguwul laal foofu mu ne ku nekk fi nga dëkk fa ngay voté il est très intelligent ñun dañu xam politique dañuy réfléchir dañuy gëstu ñun ay yóbbaale wu ñu dee ay affaire u xaru buum yi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga su subaa saaga leen temps góor jigéen la yokk leen dose bi mu gaaw gelu Ouzin Keita la wala tëddeenu Ouzin Keita yokk leen temps day xeesal yokk leen temps moo sàcc or Amina yokk leen ba mu baax ak lu des bind leen temps dafa biir waaw dafa biir ngeen wax ci ñaata mois la toll waaye ñoom dañ leen di fay moo tax ñuy def Macky Sall man dama yor man xoolal man société laa yor di liggéey am teraanga day ñu bari ñu ngi laaj temps fan nga jëlee sa xaalis ndax oto yi ngay dawal fan yi nangam ak nangam site bi mayoo ko man bi may liggéey du tey man liggéeyu ma kese si je suis consultant man consultant la dama am te société en événementiel damay jënd ay oto di def location de voiture dama yor ay business yu bëree damay def ay location de voiture li ma yor ci oto Ousmane Sonko amu ko man damay fay ay emploi dama am ay employé fay leen barki Serigne Saliou Mbacké Salam Seneweb moo ëpp doole Ousmane Sonko ci Sénégal ñaata employé lay Salam di fay Ousmane Sonko ñaata emploi lay fay te nekkoogul président bëgg a yottu Salam nekk président Sénégal sax moo gën Ousmane Sonko nekk président Sénégal tey nag dama ñëw pour attaquer ñëw ma en tant que journaliste dina am ñoo xamante ne dina naan waroon nga waxee nii wala bul waxee nii mais tey dama jóg uniquement pour tontu gole yi maanaam ñi nekk ci réseaux sociaux yi foog ni dañ may xoqatal wala leen que vous êtes le cadet de mes soucis doomu aadama bi may xoqatal juddoogul su dee da ngeen foog ni yéen a moom Sénégal wala nekk Europe amu leen sax benn 20 euros boo xamante ni spaghetti ngeen di lekk di buruxlu amu leen kayit man fu ma neex laay dox ci Sénégal fu ma neex laay dugg ci adduna bi ngeen di saaga nit ñi c'est fini ku ma kër timbax ma rimbax la gasta Ousmane Tounkara yaa ko woote da ngeen di jaay patriote tey fii ngeen may fekk. d'accord alors mu ngi noonu mbokki internautes yi je pense que gis ngeen entretien bi nga xam ne def nañ ko exclusive nag ak kii di Tange Tandian ginnaaw nag coow lu bari yi nga xam ne tegu na ci ndoddam jamono ji ak riir mi daal xam naa ne mystique bi la dina ma yóbbu ci sëriñam bi comme nee na gars yi dañ koo bëgg a mystique te moo leen ëpp mystique Tange en tout cas am naa kontante di la dalal fii ci Seneweb rawatina Seneweb doon sa kër Salam doon sa xarit waaye rawatina aussi ñu bokk Serigne Saliou ma rafetlu bu baax tey sa déplacement ak honneur bi nga xam ne jox nga ma ko ak exclusivité fii Seneweb looy tàggoo sa kàddu bu mujjee. tout d'abord xam naa ni ñu bëri tey suñ ma seetaanee dinañ naan noo kii du Tange bi ñu xamoon mais dama summi costume journaliste bi summi costume Tange Tandian mi ngeen xamoon bul dal bañ a tontu tey dama ñëw pour defanteeg ñoo xamante ni dañu bëgg a terroriser xam nga dañu ne am na fi ngay toll ci àdduna nga saaga nit ki tontuwu la nga saagaat ko tontuwu la nga foog ni dara ragal am na fi ngay toll da ngay jàkkaarloog moom te jamono ji jàppaleen pistolet bu baax bi laa yor ak bal bu baax bi ku ma jam ku ma tiire dama lay jam maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi surtout kàddu yi ma wax ci Ousmane Tounkara regretté wu ma ci dara ci Ousmane Tounkara mais yéen ñi di ko déglu maa ngi kiy jéggalu ci yéen mais Ousmane Tounkara yow suñu jàkkaarloo woon kàddu yi ma la wax yu raw yooyu dinaa la ko tegal ndaxte yow déglu nga audio bi ñi ma doon menacé démb li ma leen wax respect aux auditeurs moo tax waxuma leen ko ndaxte su dee wax ju ñaaw la dafa am lu ñuy jombale suñu bopp mais ku nekk ku mën a def ragaluñu leen tiituñu leen Sénégal la ñu nekk ñoo ko bokk nañu àndandoo raxas mentalité yi yéen xar yi ngeen jéem a yeewu réfléchir xam ne esprit patriote dafa am lu ko yore ku nekk nag mën na yor réew mi yàlla mooy fal njiitum réew yàlla mooy xool ki ko neex mu fal ko Macky Sall la ñu jox fii ba 2024 il est le président de la République du Sénégal fii ba 2024 il est le père de la nation def na fi ay def yu baax am na aussi yoo xamante ni baaxul nous la déplorons donc na gestuwaat askan bi xam ne askan bi sonn nañu dund bi cher na lépp cher na opposition bu ci nekk nag am nga sañ-sañu sëmp sa ndënd mais teg ko ci démocratie parce que démocratie ngeen di woote ñu ànd ci démocratie loolu la ñu soxla képp kuy jeune nga intelligent yeewu utiliser sa xel ni ma leen koy waxee ki nekk ci réseaux sociaux yi voté wul
kii sol t-shirt voté wul kii dem bitin voté wul ñiy voté ñu ngi toog seen kër croiser seen bras toog di déglu discours dëgg yi toog di déglu ñoo xamante ni gëm nañu seen bopp su woote jotee ñu voté leen su boobaa nag yéen ñi nekkoon ci réseaux sociaux yi di saaga ngeen tëbati dañu sàcc kenn sàccul ba ngeen di nelaw nit ñi dañoo yeewu leen ñu liggéey Sénégal il n'est pas trop tard ñun suñu demee sénégalais ay sénégalais ci suñu biir bay xeexante suñu biir di saagante suñu biir di yàqante suñu biir nañu xool fu Sénégal jëm depuis Pastef ñëw ay booyu patriote xar yu ndaw yi di mbelelele ci réseaux sociaux yi di saaga si la am orma si la teggeeku ay vidéo si la teggeeku nit ki nag ku la séntu ci gaalu xaj fexeel ba mu la ci fekk man Tange Tandian su ngeen amoon lu toll ni bënu pusa ci man génnee ngeen ko bu yàgg xam ngeen vidéo montage lu nekk mën ngeen ko monter ngeen ma fi photo 2012 maa ko génnee keroog parce que ragaluma waxal ngeen ma fi Ouzin Keita waxaat naa leen ko waxal ngeen ma fi sàccum or waxaat naa leen ko lu ngeen ma mën a tegal ay jëw jabaru Pepe Pape Diouf bébé baas man li ma wax ci télé laa waxaat foofu te ki ñu enregistré woon bañ koy génnee c'était pour naxsal Tange dama ngir yàlla 2012 ba léegi yéen a ngi ma bëgg a naxsal ni ko waykat bi waxee su dee sos bi xaw mal moo gën ci ñun yal na ngeen yàgg nekk di ñu wax ju bon wax ju bon ji ngeen may wax saa yu ma xëyee maa ngi teg beneen pas su dee wax ju bon boobu mooy tax ma yokk yal na ngeen yàgg nekk ci réseaux sociaux yi di ma saaga di ma wax ju bon di ma sosal di ma wax lu nekk baal naa leen dénk naa sama bopp yàlla dénk sama bopp sëñ Saliou Mbacké di gërëm samay waajur di gërëm sama famille di gërëm sama njaboot yow di la remercier di naan bonne continuation vous les certains journalistes yéen laay waxal certains journalistes pas ñëpp am leen fulla ak fayda bu leen toogati foo xamante ni ñi ngi saaga seen nawle di naan presse bi c'est pourri ku leen ko waxati rocci leen seen caméra rocci seen micro te tontu ko ndaxte ñooñu doon leen ko wax jour boobu seen ay ñooñ la ñuy jàpp bañ leen jàppee ci flagrant délit teewul dañuy ñëw défendre leen nit ki nag fa nga bokk da nga koy défendre moi je suis de la presse ku saaga presse bi sama kanam dootoo ko defati ku saagati presse bi sama kanam dinaa la delloowaat saaga jooju am leen fulla ak fayda ku leen woowati point de presse teg ñetti feuillam ba pare teg sitam xawmal nangam sangam ratatatat dem yoonam te du ngeen poser question ngallaawaay du ngeen toog seen kër ngeen am ay question yu ngeen ko war a laaj coalition bi ñu teg lan la Yewwi Askan bi ñoom dañoo yeewu de kan moo ko jiite ñaar ñu nekk ci tête bi ñoom ñaar ñëpp a yeewu kenn ki mi ngi contrôle judiciaire kenn ki ku yeewu nooy yeewee askan bi yeeweeku leen ba pare su ngeen M2 ngeen tegoon doxut Yewwi Askan bi une coalition morne ngeen foog ñu loolu day dem Macky Sall mi ngi leen di reetaan waaye Sénégal jërë ngeen jëf bon màggal. alors mu ngi doon mbokk internet yi amoon nañ mbégte feggu ak yéen ak grand journaliste bi di Tange Tandian ni mu ko waxee tey dafa simmi casquette journaliste bi ñëw pour defante tontante te nee na saa su ne boo leen ko waxee fii lay ñëwaat Seneweb tontante ko ak yéen ak ci ay réseau donc di leen remercier bu baax a baax ci teewlu bi ak bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel Seneweb TV ak seneweb.com di remercier ki di sama cadreur di Mouhamed naar bu gàtt bu xees moo nekkoon ci cadrage bi lumière beeg montage rafet yëpp moo ci nekkoon di remercier Eva Minka moo jaar ci mise en beauté bi maquillage beeg yu yaañ yi ngeen di gis fii yëpp ci plateau bi Eva Minka depuis Ouest Foire moo ci nekkoon mbokk internet yi ñu ngi leen di souhaiter un très bon màggal di leen jox rendez-vous très bientôt fii ci Seneweb TV ak seneweb.com jërë ngeen jëf